profiter toute l'équipe de Sen TV par ma voix présenter suñu ay condoléances à la famille de Bouba Pape Bouba Diop voilà l'international sénégalais donc ñu ngi masawu famille am yëpp waa Tëngéej ñu ngi leen di masawu bu baax a baax il a beaucoup fait pour le Sénégal donc aujourd'hui il nous a quitté donc ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax fu mu jëm gënal ko fi mu jógee ba pare suuf sedd ci kawam ñaan yëpp fekk ko fu mu nekk incha allah di nuyu di ziar ñëpp xam naa damay nuyu samay invité parce que papa xam naa rek mi ngi nuyoo ci suuf ba ci kaw le temps que mu yegg si mooy loolu waa papa mu ngi nii papa ñëwoon may ma large ma xool sama papa nu mu maye tey waaw waa papa faa yaa ngi ci jàmm namu naa la Fall nam la lool jaata nam la lool tey gris bi nga maye waaw gris waaw moom laa kii tey gris kaña waaw doon ab xaftaanu murit nga xam ne loxoy day jot nga ni muy mel doon xaftaanu murit ñun murit yi nanu xam ni na nga koy defee ni na nga koy sole doon xaftaanu murit yow nag yaa ma imposé naan ma que ça soit un peu près du corps waaw yenn saa il faut ngay laal kii mënta ñàkk lii daal moo ma gënal daal mënta ñàkk waaw di nuyu pros di ko xamal ne mbokkam yëpp a ngi koy laajte waaw di nuyu Sophie Gueye ndax xam ngeen ne barki Dembo Ndiaye la jógee ci dëkk bu sori Kolda wax naa la nee naa la dëkk la boo xam ne soo demee gis nga ña sant Balde waaw waa kër Moussa Molo Balde ak Alpha Molo Balde ñoon ñi ngi bokk ci empire du Gaabu waaw Gaabu foofu nañu bokk foofu la Fallaye Balde dëkk ñoom Ama Balde yooyu waaw am na ay Seydi ña sant Seydi ña nga fa ña sant Mbaalo ña nga fa ñoom ñëpp foofu nañ dëkk waaw foofu nañ dëkk ci Fulaadu foofu mooy la Fulaadu nga dem en profondeur ba Guinée Bissau nga fay dem di ko nuyu di nuyu tamit sama doom ji Maya am naa si yóbbante bu rëy waaw kontaan naa ci yow trop ndax yaa ngi góorgóorlu ñu ngi ma koy wax waa Louga ñu ngi lay nuyu waa njàmbur yi waa ndeysaan njàmbur waa Ngën Saar waa Ngàjj Saar waa Barale waa Goyaar ñun ñëpp njàmbur gépp maa ngi leen nuyu Mansour Ñang Ngàjj Saar maa ngi leen nuyu bu baax a baax waa Kër Samba ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu sa xarit Gaston papa Gaston waa Gaston kooku dafa am lu ñu liyee ndax yaayam Aji Sooda Fall day sama bàjjen làmbam yëpp maa ko mës a yore ba microcentral te microcentral c'est pas n'importe qui di nga xam mbëri di nga leen xam historiquement di nga xam seen localité yéen dëkk di nga xam nombre de combats yu ñu am nombre de victoires yi ak nombre de défaites yi ak combat nul yu ñu am te del xool bii di ñëw Bombardier Balla ci sama loxo la tege incha allah non loolu lu ñu lijjanti la ba pare ci sama loxo la tege la ma xam ca Balla ba xam ko dina jafe lool koo xam ne ci ngune la ma xam ca Bombardier ak fa mu dëkk mu sant Dia bokk ci Amari Boubou Dia mi nga xam ne moom lañ tuddee sama maam le premier damel du Kayor Amari Ngoone Sobel il s'appelle Amari Boubou Dia c'est le fils de Laman Déthié Foundiougu moom nañ ko tuddee te kooku su ne ba combat ba daay wax lan moo tax ñu tuddee ko kooku day ñëw combat boobu sama combat la combat bu doy waar Bombardier Balla moo laaj ndax digganteem ak Gris Bordeaux dafa yàqu nu wax mu daw taxaw ne jox leen ma Bombardier muy lu doy waar ma ne ko Balla loo gis mu ne li ma gis ci Modou Lo ndax da koo duma nag daa gaañ Bombardier di xuus di dóor en tant que muscle court nu tiim la ngay dugg di dóor ñu ne ko loo gis mu ne li ma gis digganteem ak Balla Beye numéro 2 à Thiès daw dugg baaxul mu génn nu dóor ko mu duggaat baaxul duggaat dellu si fa mu jóge woon jël ko wañ ko gis na loolu ak lan xoolal li Balla def Tafatine ak Tafatine li mu def Bombardier combat boobu ñun ñoo ko moom fii defe naa jox naa la Gaston nga wax ak moom waaw wala keroog dangaa def annonce bi ne ko ne sponsor yi ñëw jox nga ma wax ak moom téléphone ne sponsor yi ñëw du ma ci avancé de trop te sponsor yi ñëw gis ngeen ko mi ngi nii EDK Jolof ci kër mi ngi nii dafa ñëw sponsorisé nu dugg ci kër gi nekk fi daal ne Père Mbaye Ngoné moo may jaayal maa ngi jaay dem naa nag ba actuellement mën naa ne demande bi dafa ëpp doole offre bi ñi ngi def li nu mën EDK ñi ngi def li nu mën mais daal demande bi daal moo ëpp ba tey offre bi kii EDK la Uniparco jóg taxaw Uniparco cosmétique Sophia sedd baa ngi jam de ñu baree ngi didim
sa tuñ yi day fett di commencé toj. day xar. moom doomu di Uniparcours moom moo fi yor diw boo xam ne sab der day naay yi da nga koy diw muy naay yi su dee da ngaa ñuul daf lay gën a ñuulal ñuulaay bu rafet bu mel ne ñuulaayu jaan su dee da ngaa xees doo timpi tàmpa ak noo mën a mel dina ko defar ba régulariser sa peau ba mu ñëwaat ba jëlaat état normal. waaw. ber bu tal la. kon daa xam lu baax da nga xam lu baax papa. di nuyu gan gi nga xam ne tamit sunu borom def na mu ñëw ndax doonoo ne tungi ni du teew nuy nataal. mbubu borom du ne jonn nu koy natt ci ak ëkk. kon tey sax laa gën a bëgg waxtaan wi. tey laa gën a bëgg waxtaan wi. waaye nag ba Prospère bi nga ma wàccee keroog post Thiaroye doon ma doon bëgg a dóor. déedéet. waaw am na boutique bu neex 24 heures damaa jéggi dem ca boutique ba rek daal di am ku ma fa fekk ku neex lébu mooy ci coxeur yooyu nekk foofu ci oto yi nga xam ne ñoo jóge ci région yi foofu ni arrêté noonu foofu la jóge ñëw fekk may téléphoné am ku ma woo ci guddi gi may wax ak moom mu ñëw dugg ci biir daal di troublé nee naa noppi bu ma waxati ndax maa ngi wax ci kaw ma gestu daa koy ne lu tax mu ne non téléphone bi day doy waaw il était en état d'ivresse poste Thiaroye yëpp ragal ko ndax nee na day jam mu nekk foofu ca arrêt ba di lëmbe rek ñu koy wax lébu ñu naan ko Papa Ndaw mu nga dëkk Lamsaar zëmbale foofu ba ne daf may dóor ba ngi ñi daw diiroo jàpp ci coxeur yi génn xam naa doon yi ñemee pour ëllëg mu jam leen waaye man ragaluma ko mu woo ma ci lëndëm gi ne ma kaay defar ma defar la ma jéggi ñëw fekk ko ci lëndëm gi bandi yu ndaw yi ak waa Lamsaar yi daal di koy puus dugal ko biir Lamsaar ma taal sama oto dem wëri topp ko ba Lamsaar wàccaat dugg ci koñu Lamsaar bi koñu ñoom Max Mbargaan bi mais gisuma ko ba nëgë ni ma dellu si waat ci arrêt bi foofu mu nekk ak ay moroomu coxeuram ñu yaakaar ne man damay ragal wala damay daw or mënuma leen ragal mënuma leen daw ñoo xam ne fekkee naa leen Max Mbargaan maa ko yar Max Mbargaan maa jàpp ci loxoom yóbbu ko mu bëre ak Móori rakku tubaabu joor la à Mbour yóbbu ko mu bëre fu nekk ci àll bi moom Max Mbargaan kooku kii lébu waruma jaaxal mu mandé ba mënta taxaw nekk ànd damaa rus a dem sax di ko yóbbu gendarmerie waaw ndax un repris de justice waaw un jeune de rien du tout qui est en état d'ivresse oui. D'accord 22h14 moo jot minuit bu jotee incha allah ça sera l'anniversaire de Drizzy papa donc dañuy profiter de l'occasion parce que minuit xam naa day fekk incha allah ñu nekk ci débat bu baax mais Drizzy ñu ngi koy souhaiter tout le bonheur du monde influenceur la en même temps mooy loolu mooy ki yeewee Drizzy la tudd Drizzy anniversaire am dafa jot bëggoon nañ nga ñaanal ko et tout yàlla defal ko jàmm Drizzy mu ngi fii biir Sénégal waaw turam dëgg noonu la. laaj ko mi ngi jàkkaarloo ak yow. Drizzy le vrai nom c'est comment noonu moom lañ tufli sam nopp Drizzy Drizzy joyeux anniversaire Drizzy guddal fan lool maa ngi lay ñaanal bu baax a baax nga dund ba mu yàgg lool sama xol seet na ci yow bu baax a baax di jaale Pape Bouba Diop international boobu waaw international boobu ba premier but mondial bu Sénégal moom moo ko dugal muy wayu rëy di ab lébu dëkk Tëngéej yaru kenn mësu koo dégg ci dara lu ñaaw kenn mësu koo gis ci dara lu ñaaw kenn mësu koo dégg ci ay coow bokk jamono ak ki nga xam ne mooy El Hadj Diouf waaye nee nan ma ñi gënoon nekk xaritam mooy Henri Camara waaw moo gënoon nekk xaritam Tony Silva maa ngi leen koy jaale yéen ñëpp maa ngi leen koy jaale Pape Bouba Diop lébu boobu di ko ñaanal bu baax a baax di ñaan bu baax fële mu jëm gënal ko fii mu jógee ci barke Sëñ Touba Cheikh Ahmadou Khadim le 12 sama doom à Kaolack Ousmane Noël Dieng à Kaolack sama doom le 12 incha allah nee na ma di nga ñëw samedi lay tombeel xaw ma nu may def ba le lendemain ma def gis-gis xam naa damay dem ci guddi gi ñëwaat ci guddi gi le 12 Ousmane Noël Dieng cœur de Kaolack maa ngi koy nuyu bu baax a baax dañ ci profiter encore une fois di présenter suñu ay condoléances toute la famille de Bouba Diop ñoom ñëpp ñu ngi leen di souhaiter ñu ngi leen di ñaanal yàlla def xam nga sarax bi yàgg seen loxo papa c'est pas évident il était très jeune te franchement il a fait plaisir aux Sénégalais waa 42 ans la am donc ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax di ñaanal njabootam parce que amoon na ay tout tànk donc ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax yàlla baax na Sophie bonsoir Sow maa ngi leen di nuyu d'abord yéen ñi ma bokkal plateau bi di tàmbale nuyoo bi ci papa
di nuyu tous les spectateurs de la Sen TV particulièrement ma famille tous les membres de l'association les Racines de l'Espoir di nuyu fi ma jóge waa Kaolack Kolda papa wax na ko dama demoon ba frontière wu presque Guinée-Bissau et puis damay profiter Safia di lancer appel di wax nag na nit ñi bàyyi xel ñi nga xam ne ñi ngi dund au fin fond du Sénégal parce que am na ay villages yoo xam ne ay cases de santé la ñu am te bëri na ci ñoo xam ne seen i mbokk génn nañ àdduna te ay méttitu bopp ay méttitu biir te amuñu prise en charge bi war moo tax di leen jottali nuyoo waa Kolda yëpp Saara Niel Saara Kenya waa Gambie aussi Sophie parce que fa la ñu aw ñëpp di leen nuyu di féliciter émission gis-gis bi yóbbante àq la moo tax il faut que ma def ko di encourager ñi fa dëkk surtout ñi dëkk ci conditions yu metti su ma si jógee dama lay rejoindre ci joyeux anniversaire bi nga souhaité Drizzy et qui dit Drizzy parle de Marcel Diagne yéen ñëpp comme ni ngeen ko xamee dañu nekk di construire une maison pour les enfants mu nekk tabax bu metti financement yi amul donc nit ñi jàppal ma jàppala ba kër gi taxaw desul lu dul eggali ko madame Mbaye may ñu karo mais Marcel Diagne mii ma wax moo ñu dimbali ci peinture ba pare nag ne ma lépp loo xamante ni des na waxal ak man ma def ko du jëmmam wala ki muy représenté moo tax mais geste bi moo tax maa ngi koy remercier devant tous les Sénégalais di leen wax yéen it yéen ñaanalal ma ko waaw parce que yéen la ko defal ndax gis naa ne kër gi seen itte la yéen it donc di wax rek ñu continuer ba keroog ñu koy inaugurer ba xale yi di ci nekk di présenter mes condoléances à toute la famille Diop di leen wax ne naqar bi Sénégal yëpp ñoo ko bokk asalaamaaleykum. merci beaucoup Sophie merci monsieur Diagne Marcel yaa tax suñu xarit bi doxatul ba pënd xam nga Drizzy da nga ko sagal daal man yooyu daal bëgg naa ko bonsoir bonsoir. bonsoir madame. ça va. alhamdulilah. yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla waaw. alhamdulilah. alhamdulilah rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. santaat yàlla bu baax julliwaat yonent bi alayhi salaatu wa salaam. di nuyu ñi ma bokkal plateau bi ak père comme ni mu ko waxee sànq. di ko jox wàccu waayam. comme ni ngeen ko waxee man Tëngéej laa dëkk mënuma ci ñàkk bañ a wax. donc di leen jaale tout le monde sportif waa ñi képp koo xam ne yaa ngi yëngatu ci football maa ngi lay jaale waa fédération mais plus particulièrement waa Tëngéej ndax Pape Bouba ndeysaan comme ni ko père waxee rek musul bokk ci dara loo xam ne nii dina xeeblu waa Tëngéej te loolu c'est important ñun Rufisque quoi pas boo teg rek day nekk pas boo xam ne da ngay sóoraale ne man Tëngéej laa dëkk waruma poser benn jalon boo xam ne bu ne doomu Tëngéej la rek day nekk day rus te pourtant yàlla xam na ne mënoon naa def lu ko neex ñu dégg ko fu ne ndax amoon na boobu aura amoon na boobu notoriété waaye nag comme Tëngéej la juddoo màggee fa yaroo fa noonu rek la mën a mel ñu koy ñaanal comme ni ko père waxee fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee n'est-ce pas di jaale waa Tëngéej yëpp plus particulièrement waa HLM nga xam ne fa la papaam fa la famille cosaanoo vraiment mu nekk loo xam ne nii lu ñu bett la n'est-ce pas déggoon nañ feebaram mais xamuñu woon ne toll woon na foofu wax dëgg yàlla donc mu nekk loo xam ne pratiquement moo yàq week-end bi n'est-ce pas di ko jaalee ñëpp comme ni ma ko waxee rek n'est-ce pas di ñaan yàlla mu xare ko àjjana n'est-ce pas suuf sedd ci koom n'est-ce pas di xaar koor bi ñëw rek ñu jébbal ko boromam mu ñaan def yërmande ci moom ci barke Seydina Mouhamed alayhi salaatu wa salaam ay ca jërëjëf Dieye kontaan nañu bu baax Maya bonsoir ça va ça va bien super bien donc maa ngi lay nuyu di nuyu ñu nekk ci plateau bi yëpp di nuyu téléspectateurs u Sen TV yi donc di leen rejoindre di jaale Sénégal yëpp parce que perte bi ñun ñëpp ñoo ko bokk Pape Bouba bégal nañu ñun ñëpp même si xale la ñu woon mais buyam boobu noonu mu dugaloon contre la France déjà ñun ñëpp dañ ciy bàyyi xel yi tout ça donc di ko masaw bu baax a baax may profito également ci occasion bi di nuyu population lougatoise yëpp plus particulièrement sama waa koñ HLM Coxna ñoom ta Sira et tout donc maa ngi leen di béggee di leen remercier di kontaan. merci beaucoup Astou Sarr elle fait partie de nos invités ce soir Astou ñu ngi lay ziar di la béggee. mbaa yaa ngi ci jàmm. ça va alhamdulilah. super ñu bàyyi la nga nuyu téléspectateurs yi. waaw maa ngi leen di nuyu sama mbokki Fissel. Astou waxal ci kaw ñu dégg la yow tamit nag. waaw maa ngi nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn bon di leen nuyu yéen ñi ma bokkal ci plateau bi bon di nuyu sama mbokki Fissel yëpp Kaolack. village daal bàyyiwuma kenn di nuyu ni ma nekkal Dakar sama mbokk yi daal bàyyiwuma kenn nuyu naa ñëpp. d'accord suñu xuusee tuuti di ngeen xam lu tax ñu invité ko tey ci émission bi ndax li ñuy waxtaanee moom daf ñu ciy amal solo bu baax a baax donc papa ñu bàyyi la ñu delluwaat fa ñu nekkoon mercredi daal di yegale thème bi ñu jukki woon. waaw dama leen di fàttali rek ne continuité la
askan wi ñoo ci doyul ñoom ñoo ci doyul doon yi quitté ñu ngi ci beneen thème ñu ne déedéet Sofia dollil foofu ndax fi nga taxaw angle bu baax la nañ ko continuer ba tey des na ndax du jeex thème bi mën nañ cee dem atum lëmm du jeex ñu ne relation tendue daal ne patron est bonne wala patronne est bonne bon nag entre guillemets gis ngeen ko ci anam bu nekk bon ñu ne quand les règles sont bafouées maanaam wareef wa ak charte ya nga xam ne moo dox seen diggante suñu demee ba nu bëtt ko bëtt barrière maanaam lu nu yaakaar ne waruta am ca lu nu séentuwutoon am ca lu kenn xalaatutoon am ca ñu ne waaw moom de ab bon la woon rek waaye dem naa dem ci kër gi ba xejj fi xejj goo xam ne fi mu ne dépasse bi cib loxoom nañ koy teg jant bu nu xuloo ak soxna si moom na ñuy jox dépasse bi mooy dugg xam na menu bi xam na li ñuy togg ci kër gi ñu dem ba ne moonte ab bon la woon de waaye dem naa dem ba waa ji da ko jox bopp lool lii de kenn mësu koo gis ndax kii detti na génn kër gi ñu ne moom de ab bon la woon de ñu ne dem na dem ba fi mu ne daa wan nu lor ñu ne kan moo ko teg ñu ne borom kër gi ñu ne moom de ab bon la woon dàq nan ko ñu ne nu mujje ñu ne waaye borom kër ga toppi na ko ba mujj naa doon soxna ñu ne ñu ne ma nga ca kër ga wala wutal nañ ko appartement wala tabaxal nañ ko ñaari néeg ak salle de bain ca kër ndeyam wala kër baayam wala jëndal nañ ko kër léegi de moo fay dicté ay loi yooyu yëpp day am ñu ne nag sabab sa def naa point d'interrogation nañ def ñu ne point d'interrogation doonoo laaj ñu ne sabab sa man fa ma jóge woon laay delluwaat ndax man daal daw moom dama ko mënu maa daw xoolal borom kër bi nga xam ne moom këram mooy togg añ mooy togg reer ku góor ki laa lay wax de mooy togg añ mooy togg reer mooy togg ndékki mooy fóot mooy paase mooy fay ndox mooy fay lépp loo xam ne mi ngi ci kër gi muy courant ak lépp moom moo koy fay xam naa dina jaaxal nu bari mooy togg añ mooy joxe ab dépassam mooy togg reer moo jël ab bonam moo koy fay su weer dee mooy fay courant su weer dee moom mooy fay courant mooy fay ndox su weer dee moom mooy fay ndox moo yor kër gi mooy dundal su weer dee mooy joxe ration bi waa kooku lan nan ko defal moo jël bon kii togg moom moo koy fay duñ ko fóotal caleçon duñ ko fóotal dara bon bi koy fóot moom moo koy fay lu ko jabaram di jëriñ waa dama ni kii lan la ko borom këram jariñ jàpp ab tànk mel ne barmalu maabo boo xam ne xaj da koo mar su xëyee dem na bala moo ñëw nu fëgg seeni gune mu soog a fëgg foo jóge mu ne damaa demoon di ñëw wala damaa demoon fenn borom kër bi xamuñu lu mu añee xamuñu lu mu reere xamuñu lu mu dékkee amul kenn kuy nekk ci wetam di waxtaan ak moom tundu lay def jàkkaarloo ak télé bi bon bay taaj añ mooy taaj reer mooy taaj ndékki te billahi wallahi bon bee ko dàq du nu benn sax bon bee ko gën a jekk gën koo yiw gën koo yeewu gën koo yaru te góor la rek góor la rek góor la rek góor la rek léeg-léeg saytaane dab ko de moom góor moom kay bu mu jege waaye su jege amee rek moom mucc te dina jafe lool ndax saytaane moo cay daal di bëgg a dugg te nag araamul maanaam pour nga jël ko soxna araamut déedéet araamut sunu borom dagal na la ko benn bàkkaar amu ca nga xool ko mu lay liggéeyal ba si ak nga ëlbët ko jël ko muy soxna nu ne alxeyri araamut waaye nag sabab sa fan la jóge ndax ca ndaw sa la ndax ca waaja la déggoo nee naa la duñ ko toggal duñ ko yekkal duñ ko fóotal duñ ko jariñ lenn amuluñ ko njariñ ci kër gi toilette doxi dem bala ngay tëdd si nu fëgg seeni gune ñëpp tëdd
bon bi rek mooy taaj añ mooy taaj reer mooy taaj ndékki mooy fóot ay caleçon mooy nekk ci wetam mooy attaaya mooy tàngal café mooy tàngal ab reer moo koy servir moo koy dëj mooy déj bon bi d'accord papa dinaa ñëwaat ci yow Astou damay tourner ci yow jox la kàddu gi déjà nga présenté ñu wax ñu lan ngay liggéey ak ba xam d'accord nga ci li père wax. waaw lu père wax d'accord naa ci ndax parce que ci loolu laay liggéey waaw lu mu wax ni lu am la parce que par des fois day gis façon boo xam ne muy loolu daal patron yi day nañ waa mais jànq itam am na ñoo xam ne bon muy loolu daal. donc yow ci kër ngay liggéey. waaw ci kër laay liggéey waaw. d'après expérience bi nga am père li muy wax ni ne loolu ngeen di dund ci biir kër yi loolu moo am. waaw loolu moo am. am na fu mu am na foo xam ne par des fois da ngay tase ak patron yoo xam ne yu baax la par des fois yow da ngay tase yoo xam ne yu doy waar la waaw loolu am na. d'accord léegi ma bëggoon xam par rapport ak relation yi ngeen di am d'habitude ci point boobu la ñuy njëkk ñëw parce qu'on en a parlé la fois passée mais nekk ko fi woon relation yi selew yi relation yi nga xam ne day judd ci kër yi entre ñi fay liggéey ak seen i mën naa ne ñi nga xam ne ñooy jëkkëru seen i ay chef ñi leen jël ci kër yi waaw loolu day am ba léegi parce que nit ki day dem kër gi bon da nga fay liggéey da ngay liggéey ci kër maanaam patron bu jigéen bi daf lay bàyyi lépp taal añ beeg togg beeg jëkkëram day ñëw sax mu toog fu mu toog ne ko kaay defaral kii añ wala kaay tàngalal ko ndox daal comme ça mu sangu affaire yooyu daal waaw soit bu fekkee ay ndekki nii suba teel bon bi mooy lal mooy lalli mooy defar lépp ku góor ki moom fu mu tëdd lay tëdd loolu dund naa ko moom du def dara daal ci këram waaw loolu dund naa ko ay ci kontaan nañ dinañ ñëwaat ci yow de temps que mu familiariser ak plateau bi gën a ñeme gën a mën a wax parce que li mu bëgg a wax bëri na mais c'est pas toujours évident Sophie ñu bàyyi laa kàddu gi d'accord donc première partie bi dama taxawoon fi papa taxaw dama bëggoon avancer un peu parce que wax naa ci sama position mais liggéey kër ak ki nga xam ne dafa am relation employé ak employeur waruñu tëb te duñu fàttali kii liggéey ci kër yi liggéey la comme liggéey yëpp te tey sa doom buy jóge ci yow di dem di liggéey ci kër da nga koy yab góorgóorlu loolu demal nga liggéey nga daan sa doole nga ñëw am na sax nu waajur yi jigéen yi di ñëwee téye sa loxo doom dénk ko sax patron bi ci kër gi ñu dem plus loin ñu ne la da ngay respecter sa liggéey nga farlu ci yow mi nga xam ne yow yaay ki nga xam ne yaay bind soxna si pour mu liggéeyal la yow tamit ku jigéen ki nga am yërmande foofu laay duggee ci li ñuy woowee les relations humaines comportement bi nga xam ne doomu aadama yaa ngi koy am vis-à-vis de sa moromu doomu aadama damay avancer parce que bee passé wax naa ci lële maa ngi ñëw ci li nga xam ne mooy diggante nit ak moroomam parce que bu ñu defee taxaw seetlu ci ñiy liggéey ci biir kër yi la plupart parce que boo génnee ñi nga xam ne amuñu borom kër am na sax ñu am borom kër di liggéey ci biir kër yi ndax situation bëgg yor njaboot wallaay am na xale yoo xam ne su école tëjee dañuy dem di liggéeyu ji ngir mën a inscrire seen bopp su école tijjiwaatee am na ñoo xam ne yor famille kase maanaam nga yor sa papa wala nga yor sa yaay mu nekk ci situation nga quitté dëkk ak dëkk ngir daan sa doole man damay taxaw ci point yooyu avant ki nga xam ne dafa ñëw liggéey si ñaari borom kër gi gis ko ma bàyyi leen ak ñoom père li tax may wax kii ñëw ci ay conditions di ñëw di ut si dafa am noo xam ne noonu la war a dundee ak ki koy bind mooy lan ci kaw yërmande wax naa ko tout à l'heure parce que ki nga xam ne ginnaaw yàlla ci li nga koy fay la yaakaar dépendance day dugg si je m'explique dépendance bu ñëwee dugg si ñaari option moo am soit nga téye ko comme rakk wala nga téye ko comme ni ko yàlla bindee parce que ku wax relation humaine danaan jàppee nit te yàlla rek a tax peu importe moo xam ci ngay liggéeyal moo xam sa voisine moo xam ñun ñu bokk plateau yi comportement yi nit ñi di war a defar ci seen diggante ak doomu aadama nit dina ñëw liggéey ci kër nga xam ne coono àdduna moo ko dab ba mu war a mën a ñëw liggéey sa kër nga war a dawaleek moom yërmande doo ko def du lekk lu baax du tëdd fu baax traitement ci kër gi ça laisse à désirer kooku mën na bañ a quitter sa kër parce que dépendance dafa dugg xam na ne ci li nga koy fay la yaakaar mais
dina yàq lu bëri ci seen relation. parce que lum la war a defal ak xol bu rafet du ko def ak xol bu rafet day jàpp ne patronam kase nga daf lay liggéeyal mais day jàpp en même temps que nit ku soxor nga donc na nit ñi farlu ci ñi nga xam ne ñoo leen di liggéey si parce que la plupart du temps ay nit lañu yoo xam ne dañuy nekk situation yor famille. ma avancé foofu dafa am ñoo xam ne situation da leen dab da nga yow Sophie Gueye yaa ngi doon si sa vie normale dem ba ci digg bi àdduna dab la nga war a dem di liggéeyi kër nit xam nga bu ñuy recruter ñiy liggéey si ci kër yi amul dara yow booy dem di liggéey Sen TV wala feneen dañ lay defal li ñuy woowee entretien d'embauche. yow da ngay jël kuy ñëw liggéey si sa kër rek xamoo profilam xamoo nuñ ko yaree xamoo fu mu jugee da nga ci waslu àq rek nga jël ko parce que il faut le dire sa intérêt daf ci nekk. soo ko jëlee mu ñëw am na ñoo xam ne psychologiquement bu fekkee dañoo traversé situation yu difficile quand je dis mooy benn Sophie Gueye musul xam lan mooy mettitu àdduna xëy àdduna dab ko mu ne bëgguma sàcc bëgguma jaay sama bopp dama bëgg dem daani sama doole dafa am pression boobu daf koy fekk ci biir kër gi da ngay liggéey bay liggéey ak ay nit yoo xam ne dañuy naqari deret soo amul yërmande am tuuti compréhension mën nga leen commencer juger naqari deret da nga koy wax sax mu yaakaar ne situation wala ci li mu jóge moo tax da ngay wax ak nit mu am nu muy comporté woo kon yow war nga parfois di rapprocher wu pour connaître un peu l'histoire de la personne waxuma nga dugg ci vie privée mais am na si ñoo xam ne dinañ liggéey si ci kër wax la fi ñu jaar te day gën a renforcer relation yi am na patron nag yoo xam ne da nga leen di xool ñu ne la ni nga ma xoolee chaque jour borom kër yi parfois atte leen te ci kaw psychologiquement ak dund day tax seen relation yi tendue da ngay am patron bu sedd am sutura ci biir këram nga ñëw di liggéey ci këram xaawi suturaam mu ñëw ci biir këram kenn voisine bi kenn musul xam ni muy dundee nee nga salaamaaleykum ci biir këram commencé nañu xam nan lay dundee ak borom këram commencé nañu xam ca biir këram lu fay xew la ñuy doon parce que da ngay ñëw indaale ay jikko ci biir këram yoo xamante ni mooy li ma wax xamu ko mu dem ba découvrir ko seen relation yéen ñaar commencé ñagas parce que ku ci nekk suturaam ak këram la am donc yooyu tamit dina bokk ci li indi situation bu metti ci kiy liggéey ak ki koy liggéeyal ba ci njaboot bi wolof dafa wax ne geenu golo gudd na wante loo ci laal mu yëg ko nit bind na ku koy liggéey ci këram sax dénk ko njabootam mais nag gis nga boo yarul sa doom dafay feeñ ci lu ne am na xale yoo xamante ni ñoom it dañuy jàppee ñiy liggéey ci biir kër yi comme seeni ay jaam boo yarul sa doom dem nga wane nga ginnaaw lu ko neex lay def kiy liggéey ci biir kër gi yow soo àndul ak sa sago tuuti àndoog dal tuuti sa diggante ak ki lay liggéeyal dina yàqu parce que yow say doom rek ngay gis ndax bëgg nga leen te am na foo xam ne teg nga leen fa mais bu seen éducation raté kuy ñëw si kër gi sax dafa am nu ñuy dundeek yow je me rappelle dinaa jël exemple personnel ñun suñu nekk ñun ni ko sam papa defaree woon armoire lal ñiy liggéey si ci kër gi noonu la teg noonu la seen néeg meloon mooy ne sa comportement vis-à-vis sa njaboot ak li ngay wane ak li ngay dundee doomu aadama yi c'est important mooy exemple bi ma leen di jox sànq bon bi kiy liggéey si ki nga xamante ni ki ñuy liggéeyal ki nga xamante ni amul yërmande day répercuté wu ci sa njaboot de telle sorte que ñoom tamit ku ñëw seen biir kër di liggéey dañuy yaakaar ne dafa bon ci bon bi tamit da ngay yor doomu jàmbur mu dem liggéeyi ji di daan dooleem amul ay dafa dem doxi ji wala dara dafa dem di liggéeyi bàyyi la ak njabootam nga ciy def lu la neex ñaata yoon ngeen gis ay bon yuy dóor par exemple maltraité ay xale ci biir kër yow naa a gogo ci biir dëkk bi li leen seen yaay di def li leen seen voilà maanaam te tegoo ko fenn du ay xale yu réew dama la jox exemple xale bu réew bi nga xamante ni dañ ko bàyyi ci kër muy jël bon bi def ko jaam kii bon bi moom day ñëw ci biir kër gi jël xale yi ñoom di leen maltraité à un point boo xamante ni boo xefee relation mag patronam fa lay jaar distante mbaa mu indi problème li ma leen limal nii yëpp c'est des conditions yoo xam ne patron mi ngi koy dund ak ki mu employé ki ñu employé di ko dund ak patronam te relation yi di metti di tendu et pire même di dem ba ci séparation donc man dama bëgg ramener waat un peu la population sur les relations humaines li nga xamante ni moom mooy dox entre diggante kiy bind ak kiy bindu ak kiy bind pour que ñuy defaraat suñu comportement assise ak stabilité mën a am ci biir kër yi peu importe kii ñëw fëgg ci sa buntu kër pour ñëw liggéey sil la d'accord Aïcha Sophie kontaan nañu Prosper Dieye ñu continuer thème bi nga xam ne moom lañ démarré la fois passée ñi ngi ci biir kër yi et c'est très important muy sujet bu sensible ku ci nekk am na loo ko dundee sa biir kër góor yi nag la
la plupart du temps ci biir kër yi dañuy am yërmande lool la plupart j'ai dit dañuy am yërmande lool ci ñi fay ñëw di liggéey si de ce fait suñu gisee sax ñu leen di maltraité ci kër yi ñoom suñu waxul sax dinañ am nu ñu jëflante kooku juste par yërmande parce que day am parce que dañ xam ne seen soxna li mu nekkee jaaduwul ndax kii sa soxna mu ngi xëy par exemple à 8 heures ba 17 heures muy soog a ñëw et quand elle vient elle se sent fatiguée moom ci boppam ki nga xam ne nag moom fajar la xëy 6 heures du matin balaa muy tëdd peut-être yenn saa am na ñoo xam ne dañuy bërëngal ak ñoom ba minuit kooku mooy gën a sonn xam nga ki nga xam ne peut-être mi ngi bureau moom tamit te 8 heures de temps lay liggéey au maxi ci bureau ba mu nekk wala ci liggéey ba mu am mais góor yi suñu bàyyee xel loolu ci suuf sax yenn saa ñu may ki nga xam ne mi ngi ci liggéey ci kër gi xaalis te seen soxna du ko yëg bu ko yëgee nag clappement day am parce que dañ naan looy defal kii dafa war a jaar ci man te peut-être yërmande mooy tax ñoom ñu koy def vis-à-vis de cette personne là. dëgg la madame Diallo merci beaucoup li nga wax am na solo te attiré na sama attention. La plupart góor ñi dañuy am yërmande ci ñoom. mais ci biir yërmande boobu dama su ma yeboo sax ne góor ñi sax sañatuñu am sax yërmande boobu. ndax après ci histoire lay mujjee. maa la wax leen. souvent lépp nag soo gisee ma commencé foofu rek parce que dafa am lu ma bëgg a démontrer ma ciy profité wu rek di préciser le Benoît parce que je lui avais dit mercredi je crois c'était le mercredi que dinaa ko leeral parce que dama wax ne encore une fois bi mu duggee keroog ci vidéo am dafa appesantir wu brièvement ci maltraitance bi ñuy maltraité jànq yi insister ci jànq bi nga xam ne dafay jël wala mu génn di nettali insister ci borom kër gi nga xam ne da koy abuser ba leneen mën ko ci fekk ma wax ne benn encore une fois je n'ai pas dit que sooy yedd sa jabar da nga koy yedd ci kanamu jànq bi waxuma loolu dama ne yow ci sa discours dégg nañ jànq bi dégg nañ ko góor ki waaye amul benn yoon boo defee allusion sur le rôle de la femme ci taxawaay bi mu war a taxawee moom ba jànq du jot ci jëkkëram précision boobu laa la doon defal. c'est ça que j'ai dit kenn déggu la benn yoon parce que à t'entendre parler on a comme l'impression que ne affaire bi borom kër gi la ak jànq bi amul benn yoon boo defee allusion encore une fois sur le véritable rôle de la femme par rapport ak taxawaayam ci biir kër gi ba nga xam ne effectivement jànq du jot ci jëkkëram bon loolu précision la woon ma wax ne ni nga ko waxee lépp nag dafa am rek lu muy wundu dox naa fi keroog soxna bi mi nga invité woon Ngone soxna Ngone ma koy nuyu de passage ma wax ne jigéen ñi parce que loolu ma wax keroog am na fu ma ko teg seen association yi ngeen xëy di ci waxtaan dee leen ci waxante dëgg parce que boo seetloo pratiquement problème yi nga xam ne moo am relation wu tàndu yëpp diggante bon bi la ak patronam et pourtant comme la père l'a si bien dit c'est que góoru Sénégal sax quelquefois ils ont envie de se poser la question mais jabar léegi lan lay jariñ très honnêtement jabar lan lay jariñ yéen pour yéen jabar lan la war a jëriñ ñu xool ba xam mais jabar li mu war a jariñ ci jëkkëram bëri na waaw compal ñu ci quelque papa wax ci jàppale ma ci jege ko jege rek doy jege assister jege jàppale jege dimbale jege conseiller koo jegewul munoo koo conseiller wu exactement léeg-léeg sa borom kër dem def tooxi doona wala mer wala xeex ca bureau ba wala kii ñëw nga ne jàkk kanamam daal di koy xool daa ko ne lu xew yow lan la ni nga sotone lan la ana koo jotee la ti nangam ak nangam soulagé ko mais nag ku jegewul borom këram du mën a xam ban état moom la borom këram mën a kii d'accord naa léegi nag su fekkente ne Ngoné su mel ne astu dafa nekk ci kër gi astu léeg-léeg sooy liggéey di nga sol tubéy di nga di sol tubéy te yow yaa ne am na ñoo xam ne ba keroog mu ne lan kii lan la internet wax mu ne moom li mu bëgg mooy Ngoné soo xam ne day sew day tuuti waaw maanaam am picc yaa ngi ñëwaat ci picc xam nga bëgg nga yëngal suufi man di picc laa wax picc laa wax de te su doon caaro yu géej picc nañ koy tuddee ma ne ko Fall waxal lu la neex picc parce que borom tubaab su duggoon caaro yu géej picc rek lay dégg picc te nee nga am na ñoo xam ne moo leen gënal
mu dem foo xam ne amul borom kër. day fay léegi di liggéey ci biir liggéey ba mu yaru lool def nag mën naa yàq xelum borom kër de ba asu mosoo liggéey ci genn kër goo xam ne mës na la faa xool benn bët boo xam ne yow xam nga ne kii soofuloo ko mës na am. loolu bari na. kii asu Sofia li mu dund bëri. non bu ragal asu fu mu ne wax jot na. est-ce que mos ngaa liggéey fenn wala est-ce que tu as eu du mal. attention yàgg ci benn kër. ndax waaw parce que day am. asu kan moo ko ñemee non xam nga yenn saa yi quand j'ai dit elle a eu du mal à rester ci benn kër. c'est-à-dire nga dem ci benn kër liggéey fa ñaar ñett fan ñu xool sa jaagar jaagi sa temp ñu ne la madame suba nga arrêté. waaw ci côté boobu man Sofia mënumaa yàgg ci place. waaw. fu ma liggéey ñu bàyyi mu ne ma arrêté. ndaw see la naan arrêté la. moo may naan arrêté. wallaay ndaw see da koy ragal. defuma fa dara liggéey moo ma fay yóbbu. asu est-ce que da ngaa rafet moo tax. doon koy ragal. mën naa doon koy ragal. asu tamit nag maa ngi commentaire yi xale yi nee asu mi rafet. barke borom Tuubaa doon koy ragal. jigéen ñee koy ragal. man mënumaa yàgg ci place. waaw wóoru. mënuma faa te toog. buñ la fay jëlee lan lañ lay jox comme raison. maanaam daal duñ ma wax ne lii laa def. waaw doo def dara. dañuy ñëw am sa xaalis arrêté. doni tiit. lan laa def non man maa fiiwul. doni tiit waaw. waaye waxoon na fi. waxoon na fi lu mel nii keroog de. en tout cas daal doo xam lan la bàyyee daal lu tax ñu bàyyi la doo ko xam. boo nekkee foofu di leen laaj dañ lay naan non man maa soxlatul jàmm. est-ce que da ngeen di régler est-ce que da ngeen di def ay sër. def ci bu gudd liggéey et tout genre. waaye léegi xale yi baa la ñuy liggéeyee yenn saa short yenn saa ay cuissard ak t-shirt bu gàtt takk ko ci ginnaaw. te père nee na góor la rek. mais Asou mos ngaa liggéey fanaan. waaw moom laa doon def. temps yii laa ko bàyyi. ki nga daan liggéey ak kii ba soxnaam a ngi ci kër gi. waaw ñëpp a ngi ci kër ga. mosulaa cokkaas. mënta ñàkk nag ñaata nga def liggéey bi ñaata année nga ko def. nee na mënta ñàkk. non yàgg naa fi nag. liggéey bi moom yàgg naa fi. depuis quand à peu près def nga ci fukki at. nee na cokkaas nañ ko. presque 2007 ba léegi maa ngi ci liggéey 2007 ba léegi donc ça fait 13 ans c'est ça. ba léegi maa ngi ci liggéey bi. mais façon bu nekk daal gis naa ko. te 2007 ba tey koo liggéey mu bàyyi. waaw loo xam ne temps yi moom moo gën a. astu. léegi astu dis-moi lan nga jot a dund loo xam ne franchement ça t'a marqué ba mënoo ko fàtte ci 13 ans yi. ci 13 ans yi nga xam ne liggéey nga ko. nit def la dara wala nit wax la dara loo xam ne da lay leer ne du yow dañ laa jiiñ. non liggéey naa patron boo xam ne kooku def maa dóor. daf la jëkkër ji moo ma dóor. ku jigéen ki moo la dóor. jëkkëram moo la dóor. jëkkëram moo ma dóor. loo def. defuma dara. liggéey sama man liggéey rek laa seqoo ak ñoom. mais moom dem naa moom nag faalewul woon jëkkër maanaam jabaram daal defu ko moon mooy nit faalu ko woon daal. lu ko neex lay def lu ko neex lay wax. man ay loolu laa jote moom ay fobeere muy jaabante affaire yooyu. jëkkër ji moo doon waaw di jaabante waaw. te yow bëggoo. te man noonu loolu moom bëgguma ko. après ñu jote ci. yow nga ñëw kër jàmbur ngay fobeere mu romb ka ne bu mu romb. waaye tamit di fobeere muy dëkkaat. attends moom moo ñëw liggéey ci si kër. waaw. nga ñëw. waaw. muy fobeere. waaw damay laajte. waaw. muy fobeere. muy baagante. moom muy baagante. waaw. nga arrêté ba mu pare baagante nga fobeere gënul yomb wala damay laajte rek asu maa ngi ci asu ba léegi papa. waaw loolu moo gën a yomb. arrêté ba mu jaabante ba pare moo gën a yomb. lan lay def di jaabante non tamit non moom këram ñàkk moom këram tamit raison la pour ngay jaabante ni loolu jaabante yow sa kër di jaabante. ba ma toogee di ko xaar muy jaabante ba heure bu ko neex. wax dëgg fa yàlla man du ma liggéey sama liggéey. je suis d'accord avec toi d'accord naa ak yow. liggéeyul ci kër ga lay toog. d'accord naa ak yow. jabar ji mooy liggéey ak doom yi. moom ci kër ga lay toog. kon xam naa ne kooku ba ma ko naree xaal ba mu dem. kon sama man du ma liggéey ko. loolu moo leen jotele bu mu dóor la. voilà loolu lañ jotale mu ne ma man damaa réew. affaire yooyu. waaw après ba mu ne la da ngaa réew loo ko wax. waaw nee na ma damaa réew ma ne ko. xam nga rek yaa ma gën a réew. voilà loolu. ah ben oui dafa yomb trop dafa yomb histoire bi dafa yomb de. histoire bi dafa mikewe. maa ngi ñëw ci yow. non jaabante xam nga papa xam nga boo nekkee ci liggéey di liggéey. doo bëgg kenn surtout maa fobeere. ay karo yu weex yooyu nga nar koo fobeere. di yàkkamte sa liggéey nar a dem taali sa añ. xam nga kuy jaabante di dem di ñëw. yow yaa ngi gaawantu kooku ñëw di va et vient xam nga loolu daf lay déranger. te amoo leen woon en fait amoo leen woon benn problème à part fobeere bi. benn yoon boobu la ko mos a def benn yoon boobu la ko mos a def. benn yoon boobu problème.
est-ce que tàngoo. ba yaa daan tàngoo. non man nag. waaye Sophie fii maa fi posé question. baal ma dama bëgg nga toog sa toog. tegal say tànk tayuma ko. wax leen waaye tamit. si yaa daan togg. waaw maa doon togg maanaam liggéey kër gi yëpp daal man maa ko yoroon na parce que jabar yi day xëy liggéey doom yi dem. jabar day xëy liggéey doom yi dem. waaw ñoom daal ñëpp dañuy liggéey moom nag liggéeyul moom. à vous inspectrice. ci biir kër gi lay toog. non mais moi ce qui m'intrigue un peu ci histoire bi mooy dafa xaw a dooraale. li ma kii yoon ci moom. lu ma gënoon a métti ci moom bu la rombee du la nuyu. waaw mais asuloo du la faale. du maanaam daal waxal de mu am. mais papa bu fekkee da ngaa dëkk ñii dañuy liggéey ci kër gi bëgg laa lijjanti bëgg nga leen romb naa leen mademoiselle comment allez-vous ça va bien après ay bisous lay mujjee ak ay raayante arrêté leen loolu. pourquoi ngeen di bëgg di familiariser tout le temps ak këram yi non dama bëgg dama non nañ waxante. léeg-léeg nga tase koo xam ne suñu daf lay bijou. tere nga ne de. naa ñëw ci yow tere nga ne de. non y a des gens yoo xam ne il faut qu'on se dise la vérité am na ay góor yoo xam ne ci kër. am na fi Sénégal lijjantiwuñu kii liggéey seen kër. walaay Maya xam nga lan lañ sekk ak moom suñ ko rombee ne ko mademoiselle wala diw ça va bien nga romb am na fi. am ñoo xam ne xamuñu wax naa ko la fois passée xamuñu sax seen turu ki fay liggéeyee. waaw. borom kër bëri na ay problème boo xam ne yenn saa yi nga romb nit sax doo ko sax lijjanti doo ko nuyu. day am. léegi nag su fekkee yow mi fa ñëw di liggéey si da ngay lijjanti détails yooyu yëpp. day xaw a métti. ci sama xalaat bu gàtt. mais c'est sûr que y avait quelque chose avant mu lay dóor. te dóor yi leerul ba léegi. waaw leerul de asu. non loolu la. asu loolu gaaw na trop asu. à part sa taar bi tàngoo mais on may wax avance boobu rek. ba on avance. picc bàyyi. merci beaucoup madame Diallo c'est-à-dire li ma bëgg a wax mooy da nga doon wax sànq fu am solo. ci affaire yërmande souvent ci biir kër yi. astu mi toog. xale yi ne leen astu du yàgg fenn. astu mi toog. elle est tellement timide qu'elle a même du mal à s'exprimer sur le plateau. elle a l'air timide attention. émission bi jeexagul commencé guñu. tu peux taper waa la trompeuse. que fol ma kii waay. la personne. elle a l'air. on continue. tu n'as jamais vécu avec c'est que li ma bëgg a wax mooy. ñun yàgg nañ ci kër yi. di gis comment les familles se comportent ak ñi fay liggéeyee. d'accord. li mu wax nii. lu xel mën a nangu la. d'accord. c'est-à-dire nit mënul ñëw parce que d'abord il faut partir à l'idée que ñun dans nos familles sénégalaises dañu jàpp ne mindaan pourquoi mindaan lan mooy indi toujours slogan mindaan du jaam bu leen jàppewul woon noonu du dem ba mujj nekk slogan su demee ba nekk slogan am na lu tax. te sa forme jaam boobu li koy waral mooy. parce que amul dara lu gën a metti loolu même boo ko balaa nga koy xam yow nga sangu benn jour exceptionnellement ba bëgg a nettoyer yow sa salle de bain. nga xam yow ki lay fabere li muy daj su fompee nga traversé mu gëstu fompaat nga traversé waat ba kañ elle a parfaitement raison. soo ko waxee ci góor goo xam ne nag comme tu l'as si bien dit yaa ngi ci kër gi toog sa jabar moo la yor n'est-ce pas sa déjà loolu rek sa xol day jeex. nga bëgg ko sippi maintenant jànq bi lépp ci manque de respect rek lay doon. mais heureusement que yooyu dafay nekk exception ci góor ñi comme li Sophie Gueye doon wax sànq ñi nga xam ne jànk ji nga xam ne da nga leen di bàyyi ak sa doom nga gis ñu leen di maltraité on en a vu des vidéos de temps en temps mais loolu aussi damay jàpp ne ci exception la ci jànk yi parce que man ñi ma xam man ñu ne ci kër di fa liggéey ba xale yi taq leen ba nga xam ne buñ leen di mari bu ñu amee borom kër sax day nekk genre une séparation vraiment très difficile man boobu laa gën a gis waxuma nag ne bee amul mais man j'essaie de comprendre j'essaie de me mettre dans la peau de Astou pour xam parce que même moom su fekkee ne waxul sax globalement parlant foofu laay waxee c'est pas fortuit ñuy wax ne mindaan du jaam am na lu tax ñu wax ko parce que loolu mooy idée yi nga xam ne moom la nit ñi def seen bopp alors que comme ni ñu ko waxee c'est un pacte benn contrat moral la benn contrat verbal la boo xam ne effectivement kooku dafay ñëw séq ko ak yow. day daan dooleem. n'est-ce pas mais daan doole boobu nag peut-être que fi ma dul d'accord moo di wax naa ko sax l'autre jour du lu la neex nga war a sol du lu la neex nga koy solee loolu moom d'accorduma ci. si père d'accorduma ci loolu. parce que foo dem ci àdduna foo dem ci àdduna dafa am lu ñuy wooyee des tenues qui sont décentes. loolu dafay am parce que léeg-léeg nga liggéey ci kër goo xam ne ay waxambaane ponk lu jëm ñoo fay nekk
tu ne peux pas te permettre n'est-ce pas comme tu l'as dit l'autre jour sol comment dirais-je short sous fes ne da ngay liggéey wala sol yére boo xam ne nii da ngay décolleté ba nga xam ne ku tourné gis la non am na aussi respect boo xam ne moom la ñu war a dundee ci biir kër gi. mais day liggéey mais day heure kii am day jot de 17h fu mu jotee war na mën a sangu def ba mu baax de. non attention. attention def ba mu baax kenn bañu ko ci mais. lan baax def ba mu baax c'est relatif. lan lañ tuddee dem ba mu baax parce que est-ce que def ba mu baax. ku nekk ak sa façon def ba mu baax rek. waaw moom Sofia Diatta waaw ba liggéey boo gis day am wàcc. maa la wax ne wàcc jot je ne dis pas le contraire laisse-moi m'exprimer ma wax li may wax mu leer dama ne. est-ce que def non kan ku la wax du wàcc. lan non def ba mu baax lan mooy def ba mu baax def ba mu baax mooy. solo laa wax. bàyyil ma expliquer mon père s'il te plaît. su defaru jotee dina defaru. kenn pourquoi pas. defaru bu jotee da ngay defaru kan ma wax ne doo defaru. bul ma wax loolu lu ma waxul. man waxuma ko lan mooy defaru. waaw mais da ngaa bañ di oyofal. non loolu Sofia wax dëgg la. am tenue adéquate pour kër gi. foofu la prospère bëgg a waxee. exactement boo ma dégluwul nag da ko man xam nga ne yow man am mi ma judd ku ragal juddu wu ci da nga may déglu rek. ok dama ne est-ce lan mooy defar ba mu baax. dina solo de. defar ba mu kan moo ko teree solo. defar ba mu baax mooy liggéey ba wàcc jot nga sol loo xam ne sa wet day ne ci biti loolu mooy defar ba mu baax. defar ba mu baax mooy. waxuma la loolu de. liggéey ba wàcc jot sol suufes say pooj ne ci biti loolu mooy defar ba mu baax. waxuma loolu de. donc arrêtement de me dire defar ba mu baax man mi lay wax ne waxuma la loolu de. waaw moom laa lay wax. dina solo laa wax ndax nit la. mais bien sûr que dina solo ndax nit la loolu dafa mel ne nga ne géej gi am na ndox c'est évident ça. am na ñoo xam ne lu nu sol rafet. waaw non moom laay wax mais dama wax tenue boobu ngay wax ne da nga leen koy wutal jox leen ko soo leen wutalee tenue bi suñ ko solee keroog nañuy gën a tàkk dañuy tëb dëgg la kontaan naa yow lan la dama wax ne encore une fois dama ne lan la yàlla moo koy def ci nit am na ñoo xam ne loo def lu dama ne ab caq sax suñ ko takkee suñu génnee barke borom Tuubaa nga bëgg a toog loolu yaa ma gën a xam yow bañ a xam mais xam nga boo demee bay wax naan xam nga feri jànq feru jànq bu ñu demee ba borom kër ba ci biir kër gi ñuy gis ay feru jànq bi il y a problème. feru jànq ban. yaa ko wax fii ba keroog. man maa ko wax. waaye nag am na droit ak ay fer yaa ko wax. yaa ko wax yow. waxuma la loolu de. yaa ko wax. yaa ko wax yaa ne am na droit ak ay fer. waaw waaye yaa ko wax. barke borom Tuubaa waxuma la ko. waaye ma ne yaa ko wax barke Seydina Mouhamed yaa ko wax. barke borom Tuubaa waxuma la loolu ay fer yaa ko wax yaa ko wax fii keroog. loolu yàggul de. yow loolu yàggul. loolu yàggul dimanche. xanaa kay da nga ci jot yéen da nga ci jot yéen ah. man naa ne la non da nga ci jot yéen daal dem leen baar seen papa la wax leen ak moom. dama ne ndax yow yaa ko gis. papa naroon dugg leen. li ma leen wax leen ak moom seen papa la. moo ko fi wax keroog. yaa ko gën a jege papa loo waxoon. man waxuma ay feri jànq. waxuma ay feri jànq. tudduma fi ay feri jànq de. Papa yaa ko wax. da ngay daw tudduma lan la yow ñi amuñu baar. Bakary tamit. da nga ne fàtte xaju fi. dama ne waaw. boo leen noppee rek waaw yow laay déglu dama ne da nga ne xam nga fan la wax ji jógee. mooy tul de loxo bi daa da nga ne su ma dóoree gendarmerie Foire la jëm da nga ne. xale bu jigéen de barka borom tubaab bugaan na nga ci wax bu nu ma sosal de. waxul ma ko lu ma waxul. waaw bàyyi ma yeggale. bu nu ma sosal non non da nga ne. waxuma lool de. nit ñi sax da ngeen yéen li ngeen daan bëgg mooy jànk ji di sol fer parce que bu ñuy boot seen doom yi sax nii bàyyi ma yeggale bu ko. ab jànk nu muy bootee doom maa ngi ñëw kii mooy naa fekk ab jànk nu muy bootee. ab jànk nu muy bootee dégg ngeen ko. ab jànk ab jànk nu muy bootee. Prospère. waaye yéen du ngeen wax ci xale ñii. bu jigéen da ngay tàmm takk fer ba soo amee doom sax da ngay takk non fer xalaas. pour sa doom ji dégg bruit. non fa la wax ñu non commencé. non jeex na. mu ne tàmm nañ mu ne xale yi tàmm nañu dañ koy tàmmee seen village. lan lu nu wax. andi ko biir kër gi te doo ko nangu lii la père wax. bëgg ñu yóbbu la baar. ah ñu ma wax ne. li nga wax li nga wax papa yaa ko waxoon. barka borom Tuuba dama ne ab jànq nu muy bootee doom. je vais lui réfléchir la mémoire. quand je dis jànq mooy jigéen quoi jigéen. je vais lui réfléchir la waxuma leen lool de. foofu doom ju góor soo koy boot. foofu la tàmbalee. laissez-moi lui réfléchir dina dem ba am na foo xam ne su fa tolloo su fa tolloo su dee xaraf wala muy dugg néegu góor di nga dagg ci sa fer. papa da nga ne xale bu jigéen bu tàmmee takk fer depuis këram
bu ñëwee ci kër bi lan moo tax du ko takk yaa ko wax papa. mais c'est man léegi waxuma loolu waaye ma réfléchir ko la mémoire man maa yegg sax beneen la. dégg la waaye léegi continuer non on continue. man waxuma foofu ñu dem vaar yéen. waxuma foofu dem ma déedéet dem ma man waxuma loolu. man waxuma ab jàng ab jàng waxuma ko de. sooy bor doom yegg naa ba ci ak yow. ne la borom ku jigéen ki fii sëy sax ay feram am na fu mu koy wanee. waaw yegg naa foofu ak yow. ñu may dégg may wax werante naa xaju fi. ma ne la bëggoon naan dara bëggoon ndox wala dara. on continue notre chemin. voilà non continue non moi je continue mon chemin laisse-moi continuer mon chemin. d'accord parce que effectivement. d'accord. mënul jaxasoo ba ma lay waxal loo waxul. mais man yegg naa ak yow sax foofu bii passé. bàyyil warante bi bàyyi li nga def arme nan dem dafa am fu nu nekk nan dem. ayca nanu dem jànq bi dafa war a defaru nit la su wàccee day defaru. na sol. na am nu muy defaroo ñëw ci mayaade parce que émission bi. mais nu may daaneel sa papa kenn du wax. am nu muy defaroo. d'accord waaw mais nga daaneel après. nu may daanelee ayca. léegi na am nu muy defaroo. nu may daanelee muy wax am na jigéen ñoo xam ne lu nu def rafet. am na jigéen ñoo xam ne lu nu def rafet. loolu on n'en disconvient pas. waaw mi ngi doon le xamal débat loolu il n'est pas là-bas. xamal loolu yàlla mooy bind doomu aadama. melloo ko ni mu bëgg mu mel ko. bu solee sax boo jëlee ay sagar jox ko sax. bu toogee effectivement ñu xam ne jigéen a toog. le débat c'est pas ça. waaw loolu laa wax. personne n'a le droit de dire à quelqu'un dañ fiy liggéey soo wàccee amoo droit solu non le débat n'est pas ça. waaw nga xam loolu waaw may faral di wax la ma naan wax. arrête d'amalgamer père. waxuñu loolu mais ba ñu wax ne. lu nekk ak barabam. fii ngay liggéey sax yaa ngi koy wax léegi. waaw lii nga ñëwee tey moo la gënal Safia moo lay sax di la imposer yenn saa yi ay près du corps voilà xam nga loolu comme ma yaa ngi koy wax ku nekk am na la gënal mais lu nekk aussi am na fu ñu koy sole dama la doon rafraîchir la mémoire ma wax encore une fois ne man toujours maa ngi ci position wu Astou parce que dafa wax sànq fan la borom kër ku lay liggéeyloo war a toll ci fu mu lay dóoree pourquoi dóor moom waxuma ko waruñu toll foofu pour la bonne et simple raison moi je vous comprends parce que loolu dama si jàppanteeg man sama waa kër sax jànq day xëy suba war a fobeere wala bale wala fobeere war a taal war a raxas ndab lépp moo koy def ci biir fobeere bi rek da ngay gis xale yi ni ñuy ping pong di ko yooyu c'est des choses yoo xam ne daf nit ku nekk nit la aussi parfaitement nañ waxante dëgg moo tax sànq bi ñu koy wax ne ko effectivement affaire bi dafa yomb man je me dis que sax gis nga c'est des remarques yoo xam ne souvent bu ko jànq defee sax ku nekk ci biir kër gi dañ naan yow yaay kan ba di ma jox ay ordre alors que li mu lay wax c'est raisonnable nit mun la ko fobeere roo muy fobeere ngay jàppante cuut capet saa yu fobeeree wañ nii bëgg a tegaat gis ay tànk encore burul yow di say doom wala sa jabar mais attention d'accord Pros dinaa ñëwaat ci yow Bara Pouye nee na père père dafa ni woon père vous a dit être une bonne n'empêche pas de mettre des perles d'accord billahi bu feeñul waaw Baara nan waaw loolu la ñu wax ñun nu mu sant Baara Pouye la sant da ngay déglu kii Pouye la sant loolu la ñu wax kii nu mu sant Pouye mi ngi dëkk Mbaaw wala mu dëkk soo demee ay Pout nga xam ne ay sëtu càkkum nanu ak ay gërëm mooy Pouye ngoogu ñu ngi Pout ñu ngi Senghee soo ñëwee ba Mbaaw ña nga fa Pouye ngaa nga fa ñooñu duñu wax lu nu kiiwul dama ne lim ni jànk bi di mel mu ne léeg-léeg mu takk ay fen ñu ne ko muy dox muy def bruit aussi ñu ne ko mu ne waa lu tax xanaa du nit. Astou jànk bi amul droit takk ay fer. Astou voilà c'est ce que la wax. merci beaucoup Sophie guddal fan. Astou mës ngaa tase ku la nopp ba nga xam ko. waaw papa doo tee question ma dem ci Maya mu bokk ci waxtaan bi. après nga ñëw ci dama ko bëggoon laaj li bala moo rek d'accord Astou ñu ngi ñëwaat ci moom léegi Maya ñu bàyyi la nga tàbbi ci waxtaan bi mën ngeen woote nag numéro yaa ngi noonu au bas de l'écran ay ci ma chérie. donc Sophia man am na loo xam ne dafa important te gisuma kenn soulever ko muy contrat bi lié jànk bi ak borom kër gi c'est un contrat de travail. suñu nee contrat de travail la contrat bu leer naññ mais loi lan la ci wax loi sénégalaise lan la ci wax loi sénégalaise est-ce que protégé na jànk yi. loi sénégalaise est-ce que protégé na ñiy jël jànk yi également parce que ki ñu jël la ak ki ñu jël yow la ak sa patron loi sénégalaise lu mu ci wax parce que on a vu des commerçants xam nañ ni commerce dafa dox. loi sénégalaise créé benn code des commerçants gis nañ ne par exemple il y a des artisans
Sénégal ñu créé code des artisans. Sénégal tey jii soo jëlee 100% des familles au moins 50% yi ku nekk am na ci bon sa kër ce qui fait que contrat la buy ñëw tout le temps loi sénégalaise pourquoi encadrer ko comme il faut et pourtant normes internationales yi joxe nañ ay directives pour que ñu protéger leen et Sénégal moo ko deful OIT mooy organisation internationale de travail génne na benn convention boo xam ne dafay tax ñu protéger contrat de travail boobu lien domestique bi ak employeur bi mais Sénégal moo ko ratifié wul pour lan parce que arrangé wu leen keroog Prosper wax na lu am solo arrangé wu leen Prosper wax na lu am solo mooy soo demee ci pays occidentaux yi tey jii bon bi ak chauffeur nga am fa bon wala chauffeur luxe la fa tey jii bu doon Sénégal dafa ratifier norme OIT organisation internationale de travail bu boobaa kon jànk bi liggéey am maana mook patron ñooy bokk salaire parce que dana am SMIC c'est-à-dire que salaire minimum légal bu boobaa yéen dañu ratifier sax du leen arrangé ki ko war a ratifier këram am na fa ñaari bon yoo xam ne su ko ratifier à la place mu fay leen peut-être 50 000 am na nu muy demee mu yokk salaire am te arrangé wu ko ce qui fait que man je me dis que suñu jiit yi li leen arrangé la ñuy def lu leen arrangé wul duñ ko def et pourtant il y a beaucoup de syndicats yoo xam ne tey ñu ngi fi bëri na ay associations yoo xam ne dañ fi nekk pour protéger jànk yi et malheureusement l'information ne passe pas pourquoi on sait pas soo demee tey Europe par exemple salaire minimum légal bi jànk bi di fayeeku moom la patron bi am na nu muy demee di fayeeku ce qui fait que foofu luxe la fa du famille yëpp ñooy am jànk ba pare même soo ko amee c'est pour des heures foofu amul ay jànk yoo xam ne par 15 jours ngay wàcc de di liggéey 24 heures presque sur 24 parce que ça foofu luxe la fa en fait luxe la fa ce qui fait que fii ni Sénégal dama leen di sensibiliser un tout petit peu ñiy liggéey en qualité de jànk disons parce que soo demee par exemple Brésil yow kii Sofia terme domestique dafa am réforme législative boo xam dañ ko teg rien que pour dindi domestique terme boobu parce que nee nañ terme boobu rek daf leen di déranger donc travailleur domestique lañ ko remplacer ce qui fait que fii Sénégal yow asu soo demoon sa patron tey jii jël la liggéey loola ñaari fan dóor la par exemple c'est pas parce que dóor na la ko yow da ngay ñibbi sa kër am nga ay droit yoo xam ne tey jii soo ko toppee yoon dal seen kaw ñoom ñooñu xëj na yéen du ngeen ko xam soo demee tey jii ñu yóbbu la police wala gendarmerie du dañ lay dagajee yow yóbbu la non loi bi ñëpp la fi nekkal xëj na loi bi protégé wu leen de façon spéciale mais code général du travail par exemple mi ngi fi c'est applicable pour tous les contrats de travail te am ngeen ay association am ngeen ay syndicats yoo xam ne tey jii yéen la fi nekkal am na même syndicat boo xam ne tey jii dañuy xeex pour que yéen ngeen di am protection sociale mooy ngay am ñu leen di cotiser ci caisse de sécurité sociale yi ñu leen cotiser ci IPRES pour que tey jii su ngeen demee ba feebar cotisation yooyu lañ leen di fajee su ngeen demee tey jii ba nekk en état de grossesse yow jànk bi laay waxal de am nga droit am congé de maternité comme Safia ni mu koy amee soo demee ba am doom tey jii am nga droit am congé chômé et payé tu vois un peu ce qui fait que tey jii syndicat yooyu ñu ngi xeex pour loolu am soo demee ba retraite effectivement soo demee ba retraite tey jii à la place tey jii ngay en général tama wax la leen fóotkat yi ngay gis ni maire yi fóot en général soo xoolee dans la pratique peut-être yow di nga ko mën a justifier di nga ko mën a confirmer jànk lañu nekkoon ci kër ñu dem liggéey ba nga xam ne ñoom seen doole attanatul liggéey ñu dem soppaliku nekk fóotkat ce qui fait que ñooñu tey jii normalement bu doon contrat de travail normal moo leen di régir tey jii tey dañuy retraité di leen fay comme ni ñuy fayee suñu papa yi ak suñu yaay yi donc côté boobu noonu il faut que état bi xoolaat ratifier convention yi ñu fi teg il faut état bi jox doole par exemple loi yi ñu fi teg appliquer ko c'est bien beau de bokk ci ay forum fu sa forum am nga dem fa fu séminaire amee nga dem fa yëpp yam ci ay théorie waxuma du am Sénégal de mais du gaaw non yëpp yam ci ay théorie ñu yóbbu la Suisse yóbbu la Genève nga bokk ci ay forum yu mag et tout ça dépenser des millions nga dem bokk ci alors que yow lépp ci ay théorie la yam yeneen état yi ko participé woon ñoom ñi ngay dem di ko appliquer seen i dëkk yow soo ñëwee yow def nga sa rapport pare nga tëdd nga nelaw loolu pertement la je me dis en plus il faut que domestique ñu dindi kersa boobu ci ñoom c'est pas parce que yow mi da ngay liggéey ci kër domestique mooy lan travailleur dans le domicile c'est-à-dire que ci kër ngay liggéey da ngaa am ay droits da ngaa am ay devoir yow mi tey ji say obligation tey ji soo ko wàccee yoon dafa war a dal sa kaw comme yow mi comme sa employeur su respecté wul ay obligation yoon dafa war a dal ci seen kaw c'est-à-dire que il faut que justice sénégalaise
xoolaat leen pourquoi pas ñu créer leen benn code boo xam ne spécialement pour yéen la d'autant plus que léegi kër goo dem presque am na domestique. kër goo dem am na fóotkat kër goo dem am na bon am na booy pourquoi ñu créer leen ay loi yoo xam ne tey ji da leen di protéger. parce que contrat de travail kan la ñuy protéger. ki gën a néew doole en général moom la ñuy protéger. d'accord donc côté boobu pour laay intervenir. ñu xaar ba ci kanam donc su fekkee am na ñu ci nekk ñu jël leen mais laata loolu j'aimerais un peu voilà foofu laa bëgg a ñëw ak moom voilà gars yi respecté li ñu bind ci contrat yi asamtuma la ak ñi bindul mais balaa loi yeeg état beeg ñoom seen Sénégal est-ce qu'il ne serait pas bien comme li Prospère wax jigéen ñi jéem a changer seen comportement ak ko fi ñuy njëkk a taxaw mooy ci payoor bi parce que il fut un temps 20 000 25 000 da ngay am koo xam ne day fanaan sa kër yenn saa yi sax du wàcc léegi am na ay jànk 75 60 50 mais il faut le dire boo toogee nga natt ko ak yenn salaire yi dafay bizarre si yow en fait parce que da nga naan kii par exemple elle est là mu ngi yeewu 7 heures du matin ba yenn heure yi mi ngi dang pour benn 50 wala 60 000 yow peut-être yaa ngi dem pour benn 5 heures 6 heures 7 heures 8 heures de temps tu gagnes kenn mënu koo wax quoi est-ce qu'il ne serait pas benn non xaalis bu bëri je veux dire quoi benn presque li ngay am sa salaire soo nduggee sax sa jànk bi ci boppam te mooy loolu te weer bi day dee 50 000 boobu pour ñu jox leen ko c'est tout un problème. comme il le faut. da ngay gis ñoo xam ne dañuy am problème yu métti nga am salaire u 1 million 800 000 600 000 400 000 mënoo fexe ba fay salaire gel bi 50 000 francs. mën nga jënd daal yi nga dugg sa kër ba mu fees. mën nga dugg sa kër mais bu weer deewee doo fay nit ki nga xam ne 50 000 yooyu nga koy fay ci la am pour dimbali njabootam. waaw su dee frigo bi nag ngay jënd. dugg na 300 et quelques mille rey ko toj ko dugal ko ci biir. jënd xam ndugg jënd. suñu bàyyi la ci point boobu nga ñëw ci tuuti laataa ñuy commencé jël téléspectateurs yi par rapport ak payoor bi naka ngeen gisee déjà montant bi ñu leen di fay ak li ñu leen koy fayee. effectivement montant bi moom doy na waar di Sofia. métti na trop na parce que fajul dara daal na parce que tey jii boo imaginer yow nga bëgg a fay ay fi nga dëkk. say parents toog di xaar sa yaay sa papa boo amee ay doom nag. muy loolu voilà loolu day métti ci ñun man waa. am nga doom am naa ñaari doom yu góor waa. kii ba salaire bi gën a mag ci salaire bi nga fayeeku ñaata la. non man ay 60 000 rek. 60 000 fay nan la 60 000 waaw 60 000 fay nañ ma ko. kenn mus la fay 100 000. non. kenn mus la fay 110 000. déedéet 60 000 moo gën a élevé ay 60 000 rek moo gën a cher ci li ma. 60 000 moo gën a bëri ci li ngay fay. moo gën a bëri ci li ma fayee ko. te danga daan fanaan boobu. waaw dama doon fanaan. ok te liggéey kër ngay yor liggéey kër bi yëpp. waaw togg par des fois sax du ma wàcc daanu ma woon di wàcc. yaay togg reer waaw maay def lépp. mais doo bale doo fobeere. non keneen ki moo doon fobeere moo doon bale di fobeere. yow lekk gi waañ bi rek waa lekk bi rek laa géré woon. bu baax fu soo amee ku la koy togg jar na fi moom kiiwul moom balewul fobeerewul togg gi rek nga doon géré. ñaar lañu woon moo taxoon mu la doon fay 60 000. waaw. am na jigéen ñu mën ko togg. am na jigéen ñoo xam ne su seen jëkkër lekk lu baax. d'accord dinaa ñëw léegi lekk bu baax jar na lu nekk ci dëgg la jar na fay de. lekk bu baax am na jigéen ñu mën ko togg. Bakary su fekkee am na ñu nekk ci ligne bi nañ leen jël le temps que may ñëwaat ci Astou 88 628 89 90 88 628 28 28 00 221 33 841 20 69 allô bonsoir. jigéen ñoo xam ne laax suñ ko defee mu def ay doom mënunoo laax mënunoo araw. billahi barke suñu laaxee ab sangal mu def ay doom. waaw dëgg la waaw mu def ay doom. salaamaaleykum. waaw allo bu ñu ruyee mu dog noo def sëñ bi wala soxna si. allo bonsoir. Bonsoir, on n'entend rien par ici. Vous allez bien? Allô? 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 Oui, bonsoir. Ça va? Donc c'est Soxna si, vous allez bien? On va très bien. Soxna si noo def yaa ngi ci jàmm déglu ñu directement ak sa téléphone. Alhamdulillah. Super. dama bëggoon participer ci émission bi. D'accord. ñu ngi lay déglu. donc déglu naa waxtaan bi vraiment c'est intéressant. mais lu ma bëggoon wax rek il faut vraiment faire la part des choses. Parfaitement. D'accord kon ni am nañ problème trop ci kër yi mais aussi il faut ngeen xool côté opposé bi. parce que les femmes aussi souffrent des fois.
daam bi wax na ni borom kër gi dóor na ko mais il faut ngeen xool lan moo tax mu dóor ko. en plus borom kër gi kilifa la. même buy ménage borom kër gi romb bu fekkee ni elle est bien éduquée. dafa war a arrêter lu mu doon def yépp bañ a am benn rancune def ci boppam ni borom kër gi du ko nuyu day def liggéeyam donc il faut faire la part des choses. affaire rafet aussi c'est relatif. c'est relatif. parce que ni ngeen waxee nii je pense que ne peut-être ñi ngeen di gën a ci mettre en valeur que. dinañ ci ñëw de dinañ ci ñëw. dañuy souffrir. dañuy souffrir. souvent yaa am na man je parle en connaissance personnellement man samay bon dama leen di jël des fois pour dimbali leen man je sais que ne liñ may liggéeyal sama kër ak li ma leen di fay tolloowul. parce que dañ may expliquer seen problème mu kër. ma ne kii kat dama ko jël comme sama doom bu ma jur. ki ma yore présentement. dama koy jàppale lu bëri. te am na yoo xam ne aussi jigéen ñi ñoom ñoo war a yeewu si loolu. sa chambre à coucher man sama chambre à coucher sama bon du ma ko defaral jamais au plus grand jamais parce que loolu yëpp ay action yoo xam ne mën na tax sa digganteeg sa jëkkër am fay. mais y a des am na jigéen ñi aussi am nañu benn fu ñu leen war a condamné mais bon ñu aussi am na fu ñu leen war a condamné parce que bu ñu defee seen bopp ne bu ñu ñëwee ci kër gi bu ñu fekkee góor day am ay gestes yoo xam ne dañ koy def góor rek la. dëgg la góor rek la seen attroupement seen tenue vestimentaire yooyu yëpp dafa am solo man am na yenn tenue yoo xam ne boo ko solee sama kër. le premier jour boo ko solee je te mets les points sur les i lépp dogal sama kër da ngay solo correctement mënoo ko nga génn sama kër. loolu moom j'en suis catégorique dama koy wax ku ñëw dafa am ay règles yoo xam ne dama la koy teg ak may te comme doom bu ma jox. parfaitement donc li may prôné sama doom li may wax sama doom di ko def loolu laa lay wax yow nga def ko. boo ko yow suba teel sol sa ciseau sol sa lu gàtt ménage dama naan la fini. parce que lii amul sama kër. donc il faut vraiment faire la part des choses. bon yi am nañ problème mais les femmes aussi souvent souffrent dans leur maison. parfaitement dinañ ñëw ci point boobu jataay bi. merci beaucoup dama leen di suivre Sophia. merci c'est très gentil madame. allez gros bisous on va dinañ ñëw ci point boobu déjà je reçois des messages énormément de messages gars yi nee nañ de toute façon ñoom suñu leen di jël elles sont nourries logées blanchies. ba pare léegi dañuy laaj sax wifi ba xam am na ci kër gi. loolu waaw donc boo ci tegee 60 000 c'est presque double bi nga leen di fay par mois loolu yëpp daañu ci ñëwaat incha allah. 88 628 89 90. di laaj wifi. allo. allo. allo bonsoir. allo salaamaaleykum duñu wootee dañuy déglu télé yi te nee naa leen day am décalage da leen di déglu seen ay téléphone sinon seen crédit yëpp da ciy yam salaamaaleykum allo bonsoir. allo. salaamaaleykum soxna si noo def. maa ngi rek. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm bu baax. alhamdulilah ñu ngi lay déglu. alhamdulilah kontaan naa tey bi ma duggee. jërëjëf ñoo la gën a kontaan. à chaque fois damay bëgg di woote. toujours nit bi dafay kii. on est désolé ñu ngi ciy jégalu. merci beaucoup Sophia. j'espère que vous allez bien. on va très bien machallah on l'espère aussi pour vous. machallah je vous de la France. merci vous appelez de la France d'accord. oui parce que thème bi moom moo ma intéressé ba nga xamante ne mënatuma ko muñ il faut ma dugg. d'accord ñu ngi lay déglu. parce que déglu naa intervention yi yëpp mais la femme qui a parlé là à côté de le monsieur qui a le casquette. elle s'appelle Maya. Maya. C'est ce qui m'intéresse le plus. ouais. parce que li mu wax noonu. waaw. dama si d'accord parce qu'en fait man si yooyu laay liggéey dama ci sama entreprise fii en France. oui. et je suis en principe déléguée du personnel. d'accord. donc je vois les choses bu ma demee Sénégal man daf may choqué. ces conventions yi mu doon wax noonu. dans la convention du nettoyage. amul benn application boo xamante ne foofu au niveau du Sénégal gis naa ko. d'accord. loolu mu xaw maa choqué bu baax a baax parce que même bu dul les domestiques là les travailleurs dans les maisons ñi ci yoon bi sax di liggéey ñoom seen bopp li ma gën a choqué mooy amuñu benn protection déjà pour commencer. Il y a ni chaussures de sécurité pas de masque pas de gants rien
ouais loolu metti woon na ma lool ba dangay xamante ni bii man dama koy yëg ma dëgg la parce que man fii ma nekk nii di défendre les salariés du ma accepter di leen di gis seen liggéeyukaay te duñu am benn protection. d'accord souvent dama leen di damay am benn rapport si ñoom di leen laaj xanaa amuñu ay délégués amuñu ay ils sont pas syndiqués xanaa ñoom amuñu ay syndicats foofu. pour ñu mën leen a déranger. est-ce que foofu pour ñu mën leen a défendre. est-ce que foofu en France ni liggéeykat yi bëree fii Sénégal liggéeykatu kër yi bëree nañ ko noonu foofu. non bien sûr. dans le domaine du nettoyage. oui on a des conventions. Ouais, pour les entreprises ak feneen ak feneen. Pour les entreprises, même pour ceux qui travaillent dans les maisons. Parce que au premier gars boo woowee nit ki pour mu ñëw liggéeyal la sa kër. waaw par exemple 6 mois bu ma soxlaa woon ku may defaral repassage par exemple. bu ñëwee dama koy laaj wax que lu muy def ndax mën na def lii ndax mën na def lee. mu ñëw ma jël ko essayer ko au moins jox ko benn préavis boo xamante ne bi c'est une semaine ou bien c'est pour 15 jours ou même des fois 1 mois. si biir pré kooku boobu noonu ma koy jox su ma neexee liggéeyam doy na ma mu te ak man su ma liggéeyam doyulee ma ne que mais j'arrête avec vous. D'accord. Mais loolu préavis la boo xamante ne bi c'est obligatoire. Mais est-ce que ce qui est valable là-bas peut être valable ici parce que la plupart du temps xam nga yéen di ngay jël par exemple ku lay paaseel c'est sûr que forcément dafay mën repassage mënul ñàkk boo fekkee da ngay jël kuy nettoyer même chose mais fii yenn saa nga jël koo xam ne sax sooy waxanteeg moom danaa la mën naa togg mën naa lii elle va apprendre au fil du temps ci biir kër gi lay jàngee togg ci biir kër gi lay jàngee yu bëri est-ce que li valable foofu mën na valable fii. loolu nag moo tax ñu war a joxe des préavis. Oui. Avant que nit ki day ñëw liggéey il y a rien qui oblige que vous le gardez après une semaine ou après 2 semaines. Parfaitement. Parce que préavis boobu loolu mooy tax nga xam nga topp ko xool ndax am ay jikkoom doy na la wala liggéeyam doy na la wala doyu la. mais loolu dafa amul Sénégal. Effectivement. Parce que mën na ñëw présenté wu tey nga ne ko suba commencé la. Ouais. ñun noonu la ñuy jëlee fii franchement c'est pas ça doit se passer. nañuy def des conventions des codes du travail au niveau de l'inspection du travail pour que ces gens-là on puisse les défendre. jox seeni droit. elle a parfaitement raison Maya. si loolu la ñu war a gën a def application yi si biir loolu yëpp. C'est la personne, la Maya, franchement, ce que vous avez dit, il n'y a que ça à respecter, à faire des applications sur ça. Nous pratiquons, nous jox les domestiques là, nous jox les personnes qui font le nettoyage, c'est du droit. Parce que nit ki ñëw liggéey ak yow mën na sax def liggéey bi dans un bon jour nga dàq ko ni pour rien, sans aucun droit, sans rien du tout. D'accord. du am benn comment ça s'appelle. mais à côté aussi ñoom dañuy liggéey ba heure bu leen neex ñu dañuy bàyyi bi ñu koy jox amul dara. d'accord elle est partie Aïcha ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ñu jël ñeneen ñi 88 628 89 90 thème la boo xam ne c'est pas très évident mais aussi li ñuy tëkkale est-ce que benn la c'est pas la même chose parce que fii moom wax dëgg yàlla boo demee ci rond-point ak ci station yi tout le temps tu vois des gens qui sont là-bas liggéey rek la ñuy wut ci biir kër gi dëkk bi dafa metti boo xam ne y a des gens yoo xam ne ils travaillent tamit ci loolu agence la ñu yor ay placement pour jànk la dañ lay placer jànk nga fay leen 10 000 francs wala nga fay leen 5 000 francs jànk bi tamit je pense que moom tamit da leen di neexal si ça se passe comme ça je pense donc peut-être benn nit ki ngay placer di nga ci am 15 000 francs par nit tu vois donc am na ñoo xam ne dañ ciy liggéey ci ginnaaw et tout du ko jóg ci ñoom du ko jóg rek ne da ngay liggéey ci kër mais fii boo demee mu metti mën ngaa jóg rek ne da ngay liggéey kër Prosper Dieye buñ la waxee nga ni mën nga togg soo ñëwee togg bi nga def benn yoon yoo xam ne kii mënul mais dañ lay jàngal y a des gens qui ont beaucoup appris ci biir kër yi fa lañ jàngee togg fa lañ jàngee raxas fa lañ jàngee lépp ñoom seen doole rek la ñu àndaale donc loolu yëpp il faut que ñu bàyyi ci xel aussi 88 628 89 90 salaamaaleykum oui allô bonsoir allô
bi ngay ñëw ci kër gi mënoo fa dara. 88 628 89 90 ayca ñu jël ko d'accord allez salaamaaleykum allo. lépp fa nga ko jàngee lépp ci kër ga. dëgg la salaamaaleykum. 88 628 89 90 88 628 28 28 00 221 33 841 20 69 yaa ngi ci biir salaamaaleykum. waaleykum salaam Sofia na nga def. sëñ bi noo def maa ngi sant yàlla bu baax a baax. maa ngi dem tur bi nag. amul solo lebal nañ la ko lebal nañ la ko. mbaa yi si jàmm bu baax ñuy sant yàlla bu baax. ñu ngi nuyu waa plateau bi yëpp suñu père. waaw ñu ngi lay nuyu baax la gërëm. merci. père nga xamante ne yaa jamono ji yaa téye émission bi sax waxoon di ko yëngal. maa la wax lii. non ba sama doom yi non ñoom sa bi la non sama doom yi la. bàyyi rek man papa joxaat naa la ko. non sama doom yi la ndax su nekkul ñoom du ma tudd du ma gis de. ba présentatrice bu ma nekkal dina nu attee wala nu coow. loolu moom dëgg la. ñoom la de. macha allah yàlla lay ñoom la. ñoom la de. Sophie wuyul. dafa am la nga xamante ni ñun Sénégal dañoo am tendance di ko wax. muy lan. mooy képp kuy liggéey ci kër ñu naan leen bindaan. binduwaat bi. mais mbindaan nekkul képp kuy liggéey ci kër. képp kuy liggéey feeku weer mbindaan nga. man mii mbindaan laa maa ngi ni toog. wallaahi. yéen ñi toog ci plateau bi yëpp ay contrat de travail moo leen fa man mii mbindaan laa Père Mbaye Ngoné mbindaan la. wallaahi mbindaan na mu wallaahi. donc da ngeen am contrat de travail ak ki ngeen di liggéeyal muy bugaan. dëgg la. bu weer dee mu fay leen. wala lu wér nga wax. kon donc respect bi nga xamante ni patron mi ngi koy am envers yéen si seen liggéey. pourquoi pas respect boobu du am ci patron yi ak seen jànk ci biir kër yi. parce que téeri sa kër fay 50 000 francs wala 60 000 francs ça ne veut pas dire que da nga ko war a fitnaal si sa kër da nga ko war a toroxal dafa war a nekk jaam wala dafa war a nekk leneen. parfaitement. parce que léegi Sénégal da ngay nekk ci kër lépp yaa koy liggéey. waaw. yaay togg yaay fóot yaay paase yaay bale yaay raxas yaay fobeer yëpp tey day am ay nit ci biir kër gi duñ la jàppale parce que dañ naan bu weertee yow la ñuy fay. non mais ñoom bu ñuy bindu loolu lañ lay laaj lan laay def nga ni leen da ngay bale da ngay fobeere da ngay raxas da ngay bàcc su fekkee bàcc am na da ngay def li la c'est en fonction de ça lañ lay fixé les ñoom seen prix. mais nag day dem ba à un moment esclavage lay doon nekkatul liggéey. parce que liggéey moo de 50 000 francs lañ lay fay da ngay xëy di 6 heures du matin à 20 heures di fonctionner. mais ñoom am na ci kër gi. vous avez parfaitement raison. dëgg la. sëñ bi. sëñ bi yow xamante ni yow yaay soxna borom kër gi nga xam ne da ngay xëy di liggéey bureau par exemple yow Sophie booy xëy di liggéey sa kër bureau. tu travailles 8 heures de temps yi nga xamante ni ay signé papier yeeg génne papier nga. mais jàkk bi xëy 6 heures du matin à 20 heures di fonctionner. c'est vrai. ba sëñ bi. mais imagine toi lu ñu koy fay. du xaalis. kon nañu am yërmande ci jànk yi liggéey ci kër yi. ma xamal la leen. mais c'est en fonction aussi de salaire u Sénégal fu mu toll ah xam nga bu fekkee dañoo bëgg a tëkkale Europe ak Sénégal par rapport ak salaire bi day compliqué. c'est masse salariale. Voilà Sénégal bu fekkee salaire bi fi gën a ëpp 400 000 francs la nga bëgg a fay ki lay liggéeyal sa kër 100 000 francs. ça va être compliqué. mais c'est pas la même chose yeneen affaires yi nañ ko bàyyi mu continuer waaw. Sophie. oui gannaaw ki ngay liggéeyal di ko fay 50 000 francs 60 000 francs yow xam nga ne li nga koy fay jëriñu ko dara. nga war ko mën a nag may jàmm ak am foo ko teg benn auteur boo ko d'accord naa foofu. waaw d'accord. comme parce que nit ki lu nekk da nga koy xoolee sa bopp. am na ñu nekk ci kaso bi doon leen a ji sàcc. mais mi ngi noonu merci beaucoup léegi yow ki nga xamante ni mi ngi liggéey ci kër mais am na mindaan yi nga xamante ni dañuy daj ci kër yi bu ngeen ko waxee da ngeen jàpp seen gémmiñ. am na mindaan yi nga xamante ni balaa ñoo lekk waa kër gi lekk ba pare. bëri na. waaw ma ne. waaw. ñiy dem ba mujj nu takk leen nag ñu doon soxna jaadu na. loolu ci borom kër gi nga xam mooy jigéen gi sëy ci kër gi sa position moom ci moom la. parce que boo amee sa jëkkër am jànk ci kër gi yow jànk bi daanaka sa jëkkër sax moo koy sang mooy sang sa jëkkër naka loolu rek la deful sang sa jëkkër. ah kon jaadu na. parce que buñ demee non loolu jaaduwul parce que loolu sëyatoo. boo ko ma sang bi rek donc. lan père. nga dem ba mujj mu doon soxna alxeer yi dox ci diggante bi nga indi ci kër gi. ah soo yor ci kër gi kat muy sëy la nga xam ne sa jabar sëy bu nga takk ko dugal ko ci kër gi. ah kon aayul. ah
mi daal nit la rek ah. bien moo ko lan moo man sama xalaat moom waaw moom mooy wax nit ñaa ñu déglu. man kay damay laaj. dañuy waxtaan rek papa ci kontaan nañu ci moom. Sophie maa leen di jaajëfal ba. jërëjëf sëñ bi kontaan nañu bu baax a baax jërëjëf. jërëjëf ñu ñëwaat tuuti ci plateau bi Astou par rapport ak yi nga xam ne mooy métier yi ñuy dund ci kër yi bëgg nañ nga ñëw ci un peu parce que si on t'a invité pas ñeneen ñi c'est aussi pour nga expliquer un peu comment ça se passe dans les maisons. parce que du li ngeen di dund ñu bëri xam nañ ko ñu ngi koy laam-laamee mais si on a une personne boo xam ne dund na ko ça serait bien aussi ñu wax parce que dañu naan Sénégal am na ñoo xam ne ci escalier yi la ñuy fanaan ñii ci couloir yi ñii ci waañ yi ñii ci un peu partout dans la maison mais duñu fanaan foo xam ne dañuy confortable ci koo xam ne liggéey kër gi yëpp moo ko yor am na ñoo xam ne dañu naan ne dañuy togg ay ginaar ba mu baax te duñ ci lekk am ñoo xam ne neneen duñ leen jox lekk tay bi lekk démb lañ leen jox wala lekk buñ dugal ci frigo bi on a envie de savoir comment ça se passe vraiment waaw loolu lu am la par des fois da ngay nekk ci waañ bi da ngay togg ba mu neex nga yëkk yóbbu taabal ñoom ñooy reer dañuy reer ba pare soit bu jeexul nga lekk ci bu jeexee nag doo ci lekk dañ lay naan dama jël lu nekk ci congélateur bi nga tàngal ko nga toog foofu nag di xaar glace bi seey soit boo yàkkamtee noonu ngay tëddee nga tëddee xiif waaw nga tëddee xiif parce que mënoo xaar parce que mënoo xaar muy congélé kii yooyu loolu mënoo xiif kon du ñu lekk doo bokk ak ñoom non dañ lay ber am na ñoo xam ne ñoom dañ lay ber doo bokk ak ñoom lekk daw sax condition yi ngeen di nekkee ci biir kër yi metti na am na ñoo xam ne nag bon baax nañ daal am na ñu baax am na ñu bon waaw am na ñoo xam ne moom dañ leen di def comme seen doom doo manqué dara to ñoo yéene bokk lekk daal mais am na ñoo xam ne dañ lay ber maanaam doo bokk ak ñoom lekk daal soit boo toggee ba pare da ngay jël lépp yóbbu tëdd beeg ñoom seen nu mu fay demee tëdd bi par des fois da ngay lal ci suuf am na ñoo xam ne dañ lay jox matelas doo bokk ak maanaam doo bokk ak doom yi nekk daal dañ lay sànni benn matelas rek raw gàddu yooyu matelas yu ndaw yooyu dañ lay sànni waaw am na ñoo xam ne la dañ lay kii boole ak doomam yi nga tëdd ak ñoom loolu def leen ko kii daal amuñu problème yooyu waaw voilà Astou kii mës nga seeta se kenn li ma lay laaj mës nga seeta se kenn koo xam ne bàyyi leen ma ay picc bàyyi ma waaw waxal du la li kenn Sénégal rek nga say ci yow dama dañ ma fi piqûre dafa lo neex sa question Astou ñu dem ma ne ci Maya ndax baax na bàyyi ma bàyyi naa la kii ndax mës nga seeta se koo xam ne dalaa noba na ba wax la ko non Astou nag da ngay waxtaan nag ak man nag Astou nag man li ma la laaj xam naa ndax mës nga seeta se kook yow ci biir yoo xam nga ne kii biir na ko ne yoo xam nga kii soo foo ko dalaa nob dalaa waaw loolu am na papa loolu am na waaw mos na am noo defoon nag moom non man damaa bàyyi nag damaa arrêté waaw mais nangu woon nga nobel gi non mosuma nangu mosoo nangu kenn koo xam ne ak liggéeylukat la ngay liggéey ak moom mu proposé la nga génn ak moom mosoo am benn far boo xam ne sa patron la déedéet loolu moom man maa ko bañ moom mais daan nañ la ko proposé waaw am pagay bëri na waaw mais man bëggu ma ko man ko proposé mës na koo gis waaw am na ñoo xam ne accidentellement daa nga dajeek ñoom nu war la mbëggeel ak yooyu te yow mosoo caa bëgg kenn non na parce que man loolu yëkkatiwuma waaw d'accord mais dama ne am na waaw am na mës ngaa gis kenn koo xam ne da daan liggéey ci kër bu mujj mu nekk fa soxna waaw gis naa ko mu nekk fa soxna waaw nga xam ko yow waaw ma xam ko waaw ma nga ca sëy ba fii mu ne waaw mu ngi ci sëy ba léegi ci sëy bien sûr sama cousine la sa cousine la ba fekk na fa wujj waaw non amagul wujj nag kon moom ba mu fay sëy kii ba fekkul waa ji am kenn non maanaam kooku sama rakk la sama cousine la mais maire bi mu doon liggéeyal moo ko may doomam maire bee ko may doomam waaw non d'accord loolu mu ne kooku dafa baax d'accord mais li may laaj moom mooy koo xam ne dem na ba fa mu doon liggéey nu mujj patron ba jël ko soxna patron bi takk waaw loolu dama koy dégg nag mooy mosoo mais nee na am na non mosuma koo gis waaw mais nee na am na waaw am na de am na waaw d'accord so ñu jox la kàddu gi laataa may dellu ci Prosper Dieye ak Maya téléspectateurs yi aussi mën nañu woote on attend témoignage ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci biir kër yi parce qu'on va en avoir inchallah au fil de l'émission mooy li ma doon wax sànq rek moo ñëwaat
mooy diggante doomu aadama ak moromam le comportement bi nga xam ne yow war nga ko war a mën a am ba bañ yenn affaire yu bon yi di am sa diggante ak nit kiy ñëw di la liggéeyal. gis nga exemple bi nga joxe sànq Astu man pour fobeere bi dama siy ànd ak Astu parce que loo moom sa kër am na minimum de savoir vivre da nga koy xool entre frères et sœurs sax yow ku jigéen ki da ngay fobeere sa frère jàll nga mer donte sax moom këram parce que xam nga ne neexul ci xol donc ngay nekk ci kër nit di fobeere ngay jàll tout le temps je ne suis pas d'accord arrivé ba ci dóor yi loolu mënuma ko concevoiral kenn ci àdduna ak koo mën ci doon. lu ñu mën ci Europe nee na su fekkente ne ànd nga ak yar. ànd ak teggin. dëgg la Pape nu yaree la ca kër ga nga jógee. soo ñëwee borom kër gi suy jàllantu moo xam mu liggéey moo xam mu bañ a liggéey. moo xam mu yor boppam moo xam soxnaam yor ko war ngaa mën a muñ rek. d'accord naa mais xam nga lu ma wax maa ngi ci borom kër gi xam nga balaa maa egg ci muñu kii liggéey papa. maa ngi ci borom kër gi ci yërmande moom mii borom kër. xam na ne kii jigéen la. liggéey déjà dafa metti du parce que da nga ko bind rek que da nga war di jaabante nu la neexee te képp kuy jigéen toog autour de plateau bi mës na la dal ngay bale wala ngay fabeere sa frère di jàll wala dara xam nga ce que ça fait donc le comportement laay ñëw rek ci diggante doomu aadama ak moromam nga bind ko nga employé ko ou pas waxuma sax le cas de Astu bëri na ñu koy def ci kër yi nit day liggéey ba pare sa doom jógee fële ñëw ci karo yi def si lu ko neex romb boo paree sax moo lay woowal Astu ne ko ñëwal nga ñëw baleel ma donc foog ñu recadrer un peu situation yi quant à borom kër gi nuyoo yéen a ngi wax naan exiger pour man du exiger c'est-à-dire waxuñu nga sekk ak bon bi dara mais boo duggee sa kër war nga wax asalaamaaleykum tout le monde ñi ngi fay fekk ñëpp boo mënee nuyu sa jabar nuyu say doom nuyu doomu jàmbur bi la fekk si sama humble avis parenthèse la woon mooy li ma leen doon wax rek suñu yar yi ñooy dajewaat ci biir kër yi moo xam nga nekk borom kër gi moo xam nga nekk soxna si moo xam nga ki nga xam ne dafa ñëw liggéey si quand j'entends ñuy waxu ay salaire ak contrat Sénégal mooy soxna si génn tout à l'heure papa fii ñi am contrat sax ñi leen di employé respecté wuñu seen contrat ñi ko am ba pare téye ko ci seen loxo ñu ci bëri am na ñoo xamante ni c'est parce que pays pauvre bi ñu nekk la nit ñi dañuy liggéey pour survivre nit ñi dañu nekk di liggéey pour survivre am na ñoo xam ne xoos nañ seen contrat xooluñu sax clause yi ci ne jéemuñu ko xool li leen intéressé mooy li leen di fay ndax arrangé leen maanaam syndicat wu liggéeykat yi taxaw di défendre ñi ne ci entreprise yi ñoo war a défendre aussi ñi nga xam ne ñi ngi ci kër yi di liggéey bu ko defee tey contrat boo xoolee Sénégal am na contrat bi nga xam ne man ak Prospère dañuy wax muy contrat verbal bi oral bi am contrat bi nga xam ne dañ koy signé am na ko intervenir sànq léegi sur les réseaux nee na ni loi yooyu day protéger ki nga xam ne sax day liggéey ci biir kër gi li ngeen war a def mooy souvent nit ñi di dem di informer wu xam ne am nga ay droit ci société bi nga nekk ñi nga xam ne ñooy ay employeur aussi muy entreprise yi ak fu mu mënti nekk ñuy traiter bien les gens di respecter clause yi nekk ci biir contrat yi maanaam mbir yi fu nekk lay yànq le comportement muy Safia wax nga ko sànq lu am solo ci wàllu payoor bi ñeme àq weesuwul yaa ngi comprendre nit liggéeyal la ba weer dee nga téye xaalisam te wax naa la ko tout à l'heure Safia ñenn ñi am nañu tey da ngay téye 50 000 ki lay liggéeyal dem jënd luy jar 300 000 wala 400 000 égoïsme la parce que ki lay liggéeyal moom yow ci sa xaalis bi ngay fajee sa soxla moom xaalis boobu nga koy fay lu mu tuuti tuuti ci lay dabee moom tamit ay bànneex waajuram wala boppam damay jël benn bokk na ci li ma njëkk jàng bi may nekk xadis bu ndaw la pourtant bu ñu doon suivre norme rek waxuma la clause contrat travail de yonent bi da daan wax ne da ngay fay liggéeykat bi laata ñaqam di fendi borom xam-xam yi xam nañ li may wax mooy waxin la rek pour ne liggéeykat gi waroo bàyyi sax ay fin du mois ak ay yooyu amel ko ay weer waaw kii yee ko fi indi de waaw maanaam du ma ne sax tubaab bee ko fi indi mais kii inspection travail ak yooyu ñoo ko fi indi de mais boo xoolee dafa ni la balaa ñaqam di fendi ci jëwam war nga yëkkati alalam def ndax àq bi nekk ci diggante waxuma la sax respecté contrat àq bi rek biy daw ci diggante yow mi nga xam ne yaay patronu ki lay liggéeyal donc loolu tamit ñu bàyyi si xel aussi bien li ngeen mënee jël exemple ci li nga xam ne mooy traitement yu metti am na ñoo xamante ni elles sont très à l'aise si seen biir kër patron yi mais ñoom ñooy déconné jox naa leen ko sànq exemple nan ngay nekkee ci kër nit mu yor suturaam yor njabootam loo xam ci biir këram génne ko ci biti ñëw ci kër gi ne yulub ñu jël la ngay liggéey sa patron xamoo ndax
dina tuddanteeg waa kër gi. xamoo ndax du tuddanteeg waa kër gi. nga takkante xarit ak waa kër gële. dëgg la di fa fréquenter. parfois sax da ngay xam ne waa kër gi bëgguñu sa patron. dafay dugg bu problème amee. di nga dem ba toll foo xam ne yow leer na la leer yàlla ne lu sa patron nekkee. ci biir këram. kër nga xam ne c'est privé. waa koñ bi yëpp xam nañ ko. et je dis bien elles sont super bien traitées. donc loolu jikko dafay ñëwaat. am na si ñoo xam ne Sophie. wallaahi am na. xam nga lu ñuy def dañuy dugg ci biir kër jàmbur luñ fa fekk roñ ko. waaw am na ñu accusé de vol. am na ñoo xam ne tey ay patron lañ ay victime lañ. waaw victime nañu. dañoo jël seen i bagages. jël seen i or jël seen i or. ginnaawu leen jël seen i alal sàcc seen yëre. exactement dem seen yoon ba léegi ni tegatoo leen bët. donc encore une fois. c'est juste un problème de comportement. gis nga balaa contrat di ñëw. balaa ay inspection ak yeneen dañu war a defar suñu diggante ak doomu aadama moo xam yow employeur bi ak employé te bëri na ci ñoo xamante ni dañoo yaakaar ne en fait avoir benn bon du ma ne privilège sax dafa am nu ñuy dundee ak ñiy liggéey ci seen biir kër nga xam ni excuse-moi de prendre cet exemple-là de li leen manqué ci autorité ci seen biir kër yëpp seen bon lañ koy rattrapé daam bi dafa wax lu am solo mais daf ko omee dafa ne nañu xool tamit li jabar ji di dund ci biir kër yi am na soxna yoo xamante ni seen manque d'autorité seen kër dañ koy kii bon bi yaa ngi ci yuuxu bi yaa ngi ci toroxal bi yaa ngi ci yeneen maanaam sa frustration yëpp da nga koy désolé excuse-moi je suis désolé jàpp ko foofu rek parce que kii dafa yàgg ci ligne bi et j'en suis vraiment désolé salaamaaleykum waaleykum salaam sëñ bi noo def ñu ngi jéggalu de ñu ngi jéggalu ñu ngi tuub bu baax il paraît que yàgg nga fi ñu ngi jéggalu ay ci ñu ngi lay déglu ñu ngi lay déglu na ngeen defal ñu ngi sant bu baax a baax maa ngi nuyu waa plateau bi ñu ngi lay fay di leen sant di leen gërëm ñu ngi lay fay noo tudd foo ñuy woowee Aliou Seydi laa tudd maa ngi dëkk Anne Mariste Anne Mariste d'accord agence placement jànk d'accord placement jànk ngay def waaw placement jànk lay def d'accord Mariste laa nekk d'accord en fait Astu dégguñu la bu baax damay déggal li Astu wax d'accord man yàgg naa déplacé jànk depuis 2003 maa ngi Mariste déplacé jànk amul façon problème bu jànk jànkontewul ci kër ñëw wax ma amul façon bu patron jànkontewul ak jànkam ñu woo ma wax ma dem boo xoolee dama nekk koo xamante ne parce que dama porteur de voix la ci diggante jànk ak bañ naa sax ba créé naa benn groupe WhatsApp jàppale jànk jànk yu bëri fi ñëw foofu fa lañ xamante fa lañ nekkee ay xarit tey fa la ñuy demlante waaw te yu bëri mën nañ ma ci témoignage yàgg naa ci toog macha allah mais man en personne jànk yi li ñu sonnee ci place yi ci kër yi noonu la patron tamit di sonnee ci jànk yi ndax man fayal naa jànk télévision venant 75 000 francs te patron mu ko xëcc salle bi ne ko kay nettoyé fii mu pare di ko waa góor pousse di bu delloo télé bi fekk patron bi jógoon télé bi daanu këpp patron foofu la ma wooyee nangu jànk bi télé bi daf ma wane ma kaay ma ne ko li xew mu ne booy see xam nga bi ma ñëwee télé ma nga fekk digg salle bi ma ñëwee bi yëkkateel daf mën a bàyyil. c'est dommage on l'entend pas très bien ici parce que dafa saturé ñu ngi lay déglu. bi ma ñëwee daf ma ne ma ñëwal wuyu si ma ñëw mu ne ma gis nga li sa liggéey bi sa jànk bi def ma ne ko li xew mu ne ma dama xëcc télé pour ma defar ginnaaw télé bi en fait au lieu mu woo ma mais moom moo ñëw dugalal boppam di pousse télé bi daanu toj ma ne ko léegi nag li solution ma da koy fay te kii ma ko jox xamul li ma bokk ak moom parce que kooku maag baayam ñoo bokk ndey ak baay muy sama doom ak ma jox ko man maa mujj fay télé ko defarloo ginnaaw télé bi muy pousse meuble bi far yàlla télé bi wadd toj. voilà dafa xëcc télé bi ne ko nettoyé mu nettoyé pare léegi moom déplacé bougé wu na. mu koy jéem a delloo dëgg la waaw mu koy jéem a delloo ndeysaan mu daan saal bi mu woo ma bàyyi sama agence fu may placé jànk yi dem wuyu ji ko mu ne ma ne jànk fa fay télé bi te jànk yi bi ma ko jox sama doom la parce que sama doom maa papa ñoo bokk ndey ak baay man naa mujj fay télé bi du benn ñaar beneen yoon am na boo xamante ne tamit jànk liggéey na ci place 15 jours mu bàyyi patron du ko fay te 40 000 la waxaale ak moom mën naa gis sama 20 000 francs fay ko pour bañ problème parce que comme mën naa leen mettre en rapport rek dafa am lu bëri loo xam ne dama koy jël en charge patron topp na jànkam pour tëdd ak moom jànk bi bañ woo ma mën na ko bàyyi mu bàyyi ñibbi
bi ma patron bi wooyee lan ma wax ak li ma jànk bi wax c'est diamétralement opposé mais damay parce que mën naa koo xamante ne bu ma patron wooyee réclamé ma li jànk bi def jànk bi woo ma li patron bi def rek damay déglu ñaari version mais du ma toog ne jànk bi patron bi lii la ma wax jànk bi patron bi jànk bi lii la ma wax non damay déglu ñaari version yi xam fu dëgg bi féetee su ëllëgee fu dee jànk bi la man jànk bi naa xam li may doxalee ak moom lan lay doxalee ak moom dootuma ko placé patron bi bu fekkee wax na ma loo xamante ne déglu naa ne jànk moo yor dëgg. xam naa ni may atteeg moom du ma ko ne jànk bi lee ma wax mais bu ëllëgee bu ma laajee jànk man du ma ko jox jànk boo waxee damay naan aw ma jànk. noonu lay fonctionné diggante jànk ak patron mais en même temps di naan jànk bi lii lay wax patron bi lii lay wax ñi may woon na non agence bi lay wax non dépassé naa yooyu. ñun agence yi tamit am nañ groupe WhatsApp boo xamante ne dañ ko ubbi encore ñun ci ni biir ay yow supposons yow soxna si boo amee patron amoo jànk man boo ma laajee man Aliou dama lay jox jànk. après man ma am jànk xaw ma patron waaw man Aliou ma am jànk xaw ma patron yow dama lay demander nga passe ma sa patron ma jox ko jànk pour am ci li may am. nga am ci loo ciy am. waaw mais en fait bi ñu wax ci dëgg tey la tax jànk yi sonn nañ trop. dëgg la. waaw sonn nañ trop parce que lu bëri ñu ngi leen koy jiñ ci biir kër yi ñun agence yi xam nañ ne am loo xamante ne du amut jànk itam am na lu bëri boo xamante ne ñu ngi koy wax ci patron yi amut parce que man en personne placé naa jànk mu sàcc kër patron. mu sàcc kër patron. waaw loolu nekk na man. waaw bu boobaa vu que yow yaa ko placé bon bi naka lay demee. surtout. En fait bi ma ko placé mu sàcc bi ma koy placé patron bi j'étais en Gambie boobu dama demoon Gambie am benn mission ma fa nekkoon foofu pour 1 mois. patron bi woo ma allo. oui Aliou. patron bi woo ma bi ma wooyee ne ma jànk laa bëgg ma jël numéro am envoyé ko par WhatsApp parce que sama ancien client la xamante nañ wax dëgg fa yàlla maa ngi koy nuyu bu baax a baax parce que def na fa loo xamante ne rafet na trop. ay mbokkam taxaw ne nag na jël photo bi yëpp ko télé. wili pande ko mais dafa ne li ma seq ak Aliou du ma jox jànk ma koy def loolu damay xaar bi Aliou ñëw. bi ma ñëwee subitement rek man dama oo jànk bi si boppam jotuma ko ma oo yaayam ne ko. xale bi ñëw sa doom bi ñëw lim la indil su la wóoree ne salaire am mun ko jënd delloo si matériel yi soo ko delloo si leen man en personne maa jël gendarmerie ànd ak ñoom ba sa digg dëkk biir village ñu mën na la indi matériel yi. tànnal choix ñaari yooyu bu la ci gënal. mais après matériel dafa ñëw ñu jox ma ko femme bi ma woo ko mu taal otoom ñëw jël matériel yi. ma jéggalu ci kanam mën a ma defoo dara parce que tey am naa confiance fekkante ki nga ma jox xamoo ko woon foo koy wërijee. kon leer na ne am na ci ay jëlkat ci ñoom. non si nekk na am na parce que mais doo ko xam. mais après ci biir nga koy xam mais doo ko xam. doo ko xam waaw. doo ko xam parce que tey man mun nga xam ne yow sàcc nga ma lay yóbbu si kër jàmbur. waaw ay jëlkat. patron bi mënu ma xam ne dafa dëng ma koy jox jànk. mais après ci seen biir liggéey yow ci nga koy xamee. waaw ci biir liggéey. mais yéen ñi nga xam ne da ngeen di placer bon yi vous faites tout pour par exemple am bu di carte d'identité wala certificat de résidence am. ba ëllëg bu defee dara ba daw di nga xam foo koy fekk. non man en personne wax dëgg fa yàlla de yàlla dimbale na ko ma dama ko ndam parce que xam seetaane jóge. waaw kenn amul seetaane jóge mais ñi may placé yàlla dimbale na xam naa leen tey fekkente ne comme ça tey yow xawma la yow nga boole ma kenn yow xam naa la kon bu jànk defee connerie ci yow lay ñëw subitement yow nga indil ma wala yow nga dem à sa place. dëgg la man noonu lay fonctionné. d'accord. waaw. jërëjëf kontaan nañu bu baax ci sa intervention on aurait aimé am la yow itam ci plateau bi mais xam naa ça ne sera que partie remise incha allah ñu jéem a def nu ñu invité ñi nga xam ne dañuy placer ay liggéeykat ci biir kër yi c'est vrai qu'on a essayé d'aller les voir fi nga xam ne dañu fay liggéeyee mais malheureusement Sénégal am na yenn liggéey yoo xam ne y a pas de sot métier dañ koy wax rek mais gëmuñu ko am na lenn liggéey yoo xam ne boo koy def bu ñu bëggee jub si la pour dimbali la sax da ngay daw elles ont dit que bëgguñu feeñ télé ñuy wane ne ñoom dañuy liggéey ci lii te amaana liggéey la comme ñun li ñuy liggéey rek parce que da ngay daan sa doole di ci faj sa soxla donc c'est très important on va marquer une petite pause ñu daal di dem publicité daal di ñëwaat juste après ça nañu jël d'accord nañu jël quelques téléspectateurs encore laata ñuy dem publicité asalaamaaleykum maaleykum salaam soxna si noo def oui bonsoir ça va bien merci ça va bien ñu ngi lay fay. alors damay leb tour bi. d'accord man je vis en Europe depuis plus de 14 ans. oui. am naa expérience bu baax ci métier bi ngeen di wax. mais gis nga li am Sénégal. waaw. moo am fii Europe. di nga ci dugg ci kër bu baax. ci nit ñi je veux dire ci nit ñi lay doon quoi.
parce que di nga ci dugg ci kër boo xamante ne man liggéey naa ak benn nit boo xamante 4 ans keroog bi ma waree dem vacances année bu jot saa bu ma waree dem de vacances daf ma naan boo ma wanee ginnaaw damay dee. ndeysaan. parce que affection bi mu amoon ci man. mais par contre liggéey naa foo xamante ni gis nga ndaw si li muy wax man liggéey naa ci benn fenn foo xamante ni boo toggee ba pare duñu doo lekk ñoom da nga leen di servir table bi ba ñu lekk ba pare. bu ñu desalee. yow nga lekk te on est en Europe. bu ñu desalee nga lekk bu ñu desalul tu prépares autre chose. ah doo lekkandoo ak ñoom. ndeysaan. non. parce que dañ lay xeeb. non dëgg la. non doo lekkandoo ak ñoom. bañ nag ba doo jàpp monsieur madame. doo jàpp sax seen tur. par contre am na ci ñoo xamante ni ñëwee dañ lay def comme seen bopp. waaw. dañ lay def comme seen bopp parce que man dem naa ba def samay diplôme def babysitting def assistance aux personnes âgées. def domestique. mais bañ naa ko ba domestique fi mu toll nii bu ma toogee liggéeyuma sax buñ ma ko proposé du ma ko def. ndeysaan. parce que gis nga li ñuy def Sénégal nii. yaay fóot. waaw yaay paase. waaw yaay bale. yaay ménage yaay def lépp ci kër gi yaay togg yaay def lépp ci kër gi. foofu aussi yaay def lépp noonu. waaw moom yaay def foofu lépp ci daan na kër ko gi fa liggéey la wax. amul ñaari bon amul ñetti bon benn lay nekk ci man liggéey naa kër goo xamante dama daan passé ba 4 heures du matin. passé. passé. léegi su weer dee nga am ñaata. bu weer dee bu fekkee agence ngay liggéeyal ñoom agence yi dañ leen di fay par exemple ñu fay agence yi 2500 euros. ñoom ñu jël yow agence bi ba la 1000 euros. jox la 1000 euros ñoom ñu jël 1000 euros. agence bi jël 1500 ah. 1500 euros. 1500 euros la agence bi jël. 1500 euros wala plus de 1500 euros. pour man 1000 sax nga wax. 2500 euros. agence bi jox la 1000 euros. 1500 euros la agence bi di fay di jël jox la euro yow. pire. waaw loolu moom loolu ci naka. ci naka. waaw. parce que loi bi moo def loolu. agence bi jël 1500 euros yow mu jox la 1000 euros yow. ñu liggéey jox la 1000 euros des fois agence bi sax fayeeku 3000 euros wala de plus parce que li ñuy wax ak yow. waaw bokkul ak li ñuy waxanteeg ñoom. c'est un contrat dañuy sous-traitance la. des fois nag nga liggéey ci ak patron yoo xamante ni ñoom dañ lay wax carrément ne la ñaata la agence bi di fay. nga ne leen temps lañ may fay ñu ne la non parce que man agence bi li ma koy fay presque double la wala triple bi la. léegi ñoom dañuy teg agence bi jekki ba mu yàgg ne agence bàyyi agence bi yi ñëw jël la direct man j'ai beaucoup d'amis yoo xamante ni noonu la ñuy def. agence bi jël direct parce que daf leen naan lii kii la naka la tudd presque jaam la quoi. parce que imagine-toi ñu fay la 2500 euros nga fay yow sa employé 1000 euros. mais ban avantage ngeen di am di jaar ci agence yi foofu noonu. avantage bi ñuy am pour jaar ci agence yi ça veut dire que ne au moins sax di nga am garantie. d'accord garantie bi moom bu fekkee ne da ngay liggéey ak màgget bu màgget bi deewee dañ lay joxaat liggéey. dañ lay jox liggéey feneen. dañ lay jox liggéey feneen. parfait. comprendre nga mais am na avantage am na inconvénient man j'ai fait 14 ans benn yoon laa mas a liggéey ak agence parce que agence yi allô. oui on vous entend ñu ngi lay déglu bu baax a baax. parce que agence yi dañuy dund ci sa kaw. d'accord dañuy dund ci sa kaw. foofu ca Europe foofu ca France c'est pour dire que ne. fii moo gën a doy waar sax. donc li ñuy wax ak li nekk daal du benn daal. yow mi ci nekk yaa ci xam dara. man je suis dans le milieu depuis 14 ans. parfaitement. depuis 14 ans man j'ai fait 15 ans en Europe. bi may njëkk a ñëw Europe liggéey babysitter laa amoon xale yooyu je les ai tenus jusqu'à 6 ans maa leen njëkk a dugal école maa leen njëkk a dugal jardin
comme xam nga maa leen yar seen yaay da daan dem 2 mois seen papa dem 1 semaine maa nekkoon ak ñoom ci kër gi. foofu par heure lañ leen di fay wala par mois comment ça se passe. ça dépend parce que gis nga liggéey bi ñuy wax 24 heures sur 24. tu es déclaré 10 heures de temps par jour. te yow tu fais 24 heures sur 24 dans la maison. te 10 heures de temps la ñuy déclaré. te 10 heures de temps lañ lay déclaré. et juguñu. 10 heures de temps lañ lay déclaré. 10 heures de temps du lundi au vendredi muy 50 heures. 50 heures. parfaitement samedi 4 heures de temps muy 54 heures. waaw. li ci des yëpp kenn du la ko déclaré parce que dañ naan da ngay tëdd di nelaw. waaw. te des fois nga toog seet koo xamante ni guddi gi du nelaw. waaw. waaw bu dee personnes âgées nga nekkal c'est vrai. personnes âgées des fois guddi gi du nelaw elles se réveillent toute la nuit. tu dors toute la nuit. c'est ça. ouais c'est pas évident donc ni mu méttee fii noonu la méttee ci ñoom. c'est vrai que 1000 euros yi bëri na 1000 euros ñaata la sax 6 francs CFA 650 000. 60 000 Sénégal ak 650 000 francs daj li nga def bu la gën a. damay laaj astu. 1000. mais attends encore une fois du benn. non xam nga astu bu gagné benn 60 000 francs peut-être buy cotiser néeg ba muy nekk 10 000 lay cotiser wala 5 000. waaw. ñoom fa ñu dëkk. 650 000 yooyu rek ñu am fu ñu génnee li ñuy fay seen location gaz baak ñoom seen. waaw du ñu dese xeer. dara duñ ko am. bokkuñu au fait on n'est pas pareil hein. ñoom ñoo ñu am 1000 euros yi duñu am dara foofu. parce que kii yi du ñu benn au fait. 650 000 CFA la. non xam nga bu fekkee su fekkee dañ ko def 650 000 noonu rek ñoom seen charge ak ñun fii du benn. du benn. c'est du benn vraiment donc on va revenir tranquillement ci plateau bi on y va juste benn pause publicité on revient juste après.